baal leen ma maa ngi leen di nuyu indi may leen ma naan café ba pare ñëwal sinon dinaa xeex ak téléspectateurs yi léegi indi may ma voilà merci beaucoup Liba bonjour bon réveil mbaa jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di nuyu j'avais pas encore pris mon café donc il fallait que je prenne un petit café balaa ñuy tàmbali jotaay bi la nga xam ne ni normalement ñu ngi waroon tàmbali 9h mais heureusement ba équipe bu info matin gunge nañu leen ba 9h et quelques 10h doog a jot bienvenue ci yeewu leen bu mujj bi ci 2020 ñuy waaj a jeexal at bi ñu fas yéene comme chaque année defal leen lu spécial ak équipe yëpp ñi nga xamee ni ñoo leen di gunge bëccëg bi ci télévision Futur Média depuis des années déjà ñu ngi àndandoo ak yéen donc miin ngeen équipe yu yeewu leen ñoo ngi ci hall bu télévision Futur Média fii la ñu fas yéene gunge leen ba ci kanam boori 13h bu ko defee ñu dellusiwaat ci at mi saafonte gërëmante waaye itam génne yéene yi nga xam ne am nañu ko ci at bi ñu dëgmal muy 2021 c'est vrai que 2020 ñu bëri am nañ ci yaakaar depuis un moment àddina wërngal képp wax ji benn la 2020 neexul woon et pourtant am na ñoo xam ne ni 2020 seen at la woon am nañu ci am jabar am na ñu ci am bac am na ñu ci dund yu neex quand même donc ñooñu itam bu ñu leen di fàtte que y a eu crise Covid bi y a eu beaucoup de morts y a eu beaucoup de malheurs yoo xam ne am na mais parallèlement am na ñoo xam ne 2020 seen at la woon donc loolu itam nañ ci bàyyi xel li ñuy ñaan kay mooy 2021 dàq ci at yëpp et ñun ñëpp àndandoo wax amin ndax am nañ ci yaakaar El Hadj Mbaye Gar mi mu ngi ci jotaay bi ak xale yi waaye ñu njëkk koo nuyu ziar la El Hadj ndokkeel la jox la sa wàccuwaay bëgg lool ci bokkateeg yow jotaay bile ñu duggandoo woon bu ngeen fàttalikoo 2020 tey ñu koy jeexal ensemble El Hadj. jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay ziar bu baax a baax. di la ndokkeel yéen a tax ñu teg ko écran bële. di am mbégte feggoo ak yow. di la ñaanal tamit jàmm bu baax a baax di la ñaanal atu jàmm. di la ñaanal tamit macha allah tawféex bu bëree bëri. yaag sama soppe yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi. ma jiital ci nag ak Saydex. di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax. di ko ñaanal tamit moom yàlla tamit bu baax yàlla mën a sàmm yàlla na ko yàlla sàmmal. di ndokkeel bu baax Bisu Ndiaye moom tam maa ngi koy ziar di ko béggee lu bëree bëri. sama jarbaat yu baax yi lee di ndokkeel tamit bu baax Mado moom tam maa ngi ko ñaanal yàlla bu baax yàlla mën a sàmm yàlla na ko yàlla sàmmal. di am mbégte ak contentement tam di ndokkeel Mary Gueye Mounas maa ngi lay ziar di la béggee di la ñaanal jàmm lu bari. di ndokkeel tamit bu baax tamit sama jarbaat nga xam ne moom tout le temps dama koy tooñ nga xam ne tamit kenn mul nekk ci plateau te doo ciblé kenn rek loo yëkkati moom nga koy sànni moom lu ma yëkkati rek moom laa ko sànni moom tam maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax waaye nag bàyyam day sama xarit di sama soppe loolu tax ma sañ loolu ci moom Baye Cheikh di wax ne ñi ngi ziar réew mi yëpp di leen ñaanal jàmm di wax ni jaam dafa war a sant yàlla bari na lu xew ci nit ba mu génn ca mu nettali ko sant rek moo ko war Baye Cheikh yàlla moo yor dogal yi mooy seet lu ko neex mu def ko te koo xam ne këlee su dee def jëf ji mu jëf xoolu ci kenn signature am kenn du ko tebbi kooku lu mu def da nga ci war a sant yàlla kon li xew ci at miinu génn atum sant yàlla la ndax li ñuy defal yàlla gis ci dara alhamdulilah rabbil alamin gi yokkul ci ngóoram gi dara wàññiwut dara mais nag dafa bëgg rek nu yëg ko loolu tax loola xew kon ñun lépp lu xew ci at mi dañuy ñaan yàlla rek sante ko yàlla ñaan yàlla at mii nuy dugg mu nekk at moo xam ne bii lépp lu xewoon ci at yi dañ koy fàtte yàlla ko yàlla dogal mais daal dëgg-dëgg di masaw nag ñi fi jógee ñëpp parce que Baye Cheikh ñi fi jógee bari na
kenn mun leen lim. bah oui ñoom itamit tubaarkàlla yàlla na dee di seen noflaay. waaye yàlla daal mooy seet lu ko neex. mu defee ko fu ko neex. man daal dëgg de at mi daal man atum sant yàlla daal man Baye Cheikh. au fond du cœur man daal man moom laa ko jël parce que am na ñoo xam ne ñi nettali wuñu ko. te sëñ Cheikh Mbacke ngay defaat nee na loolu daal nga koy nettali ba da nga ci war a sant. sant yàlla de kon daal sant yàlla rek Baye Cheikh. waaw heureusement ba ñu ngi toog di nettali donc loolu jar na sant yàlla mais kilifa yi dem moom bëri na lool Baye Cheikh lool tey rek maa ngi defoon na sax élément dina am ba ma préparé ci ki nga xam ne kii mooy Ambroise Gomis ndax moom itamit macha allah Baye Cheikh métier mii nuy def daf ci liggéey lu rëy liggéey ci lu am solo loo xam ne Sénégal yi àddina yëpp ci bàyyoon xel moom itamit macha allah tamit ci ñi dem ci la bokk kon daal Baye Cheikh di wax ne daal ginnaaw daal bi nu ndokkeeli kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi jàmm daal sant yàlla rek moo ko lu ko daal dafa war a sant yàlla ndokkeel kilifa diine yi ñaanal leen jàmm yàlla sàmb leen ndax ñoom itamit seen ñaan agsi na di ak malade itam macha allah ñi tëdd ci hôpital yi ak ñi ne ci kaso yi Baye Cheikh moo tax dëgg-dëgg ci àddina moog looloo ànd dëgg-dëgg fooy nekk daal na nga jël baax rek couleur ko sa bopp te ñaan jàmm ndokkeel na kilifa yi bu baax a baax kilifa yi xam ne ñoom la ñu yàlla booleel mu ñu tàmbale ko ci président Youssou Ndour mi nga xam ne nii mooy PCA wu kër gi ba pare jàmmal nu Baye Cheikh di nga am kilifa te du la jàmmal te jaam ñi ku leen jàmmal yàlla jàmmal la moom da jàmmal nanu it ko baax la loolu la yàlla dogal de Baye Cheikh koo xam ni kile mën na la fay salaire am yemu ci ak yow xoolul ni da ngaa fange xoolul ni da ngaa arke waaw di la dimbali da ngay soox moo baax soo xewlee moo ca gën te boo la gisee nga avancé day bég te mas naa ko wax ne am na ñoo xam ne da ngay nekk ak ñoom boo avancé du ñu d'accord dañ lay bloqué dañ lay wàcc léegi parce que dañ naan kii mi ngi dem kii la moo tax muy def mais moom boo dee dem day bég day kontaan kilifa gu mel noonu bu la yàlla boolee ak moom ba pare mu lewet ba pare yiw ba pare jëf ci réew mi loo xam ne lii ba léegi mën nañ ko nettali kooku da nga war a ñaanal da nga ko war a ñaanal yàlla garab nag boo dee ronu ca taatu gel ga di féexlu ca ker ga di wicc ci doom yi màcc war nga ñaan garab gi yàgg fi waroo ko siyee boo ko siyee yaa ngi siyee sa bopp di ko def mat waroo koo dagg def ko mat déedéet waroo koo xamee taal Baye Cheikh kon ñu ngi ko ñaan yàlla guddal fan amiin di ndokkeel nag rakkam yu baax yi de ndax Baye Cheikh nit di am ku ko épaulé am ku ko téyele am koo xam ne clé bu gëstoo da nga koy gis te kooku li ne ci moom mooy ne ci yow ñoo jàppale seen te loolu rek a ciy jiitu wallaay ñoo jàppale seen mag moo tax nag ñu jàppale wul sa mag rek yaa ngi ci heure ay xale yu baax lañu buuba ak njaga ay xale yu bien lañu ñoo jàppale seen mag nag di ndokkeel njaga ak tubaarkàlla rakam yi nga xam ne tubaarkàlla ñoo nekk bokk nekk ci kër gi ndokkeel nag sunu doom ji baax ji Birane Ndour xoolu ñu ko tiit ndax bu nu bëggoon tiital dañ koy tiital mais tiitalul de ci doom yi baax yi ci la bokk yem na fi ko bàyyam yem loo te tamit lu ko war yépp mi ngi koy def ba pare yaru te Baye Cheikh lu waay yor te yaru woo ku yarawul sa ginnaaw lu mu yàgg-yàgg dina ko jël yaru rek ko wóor foo nekk boo wane folie bu fa waree am tiitar boo wane dayoo loo gis ci mbagg la jóge te ci mbagg lay dellu dëgg la de kon sunu doom ji ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam te sàmm ko yàlla yokk sutura amiin amiin man daal Baye Cheikh daal nii daal laa la nuyoo di wax ne man dama bég ci yow dañ ma laa jiiñ ak ma koo nangu mbay sama rakk ji ak ma koo nangu kii na ma jiin lu mu nekk boole na ma ci waaw te man Amadou Mbaye Gane mi je suis très réservé lu waay yëkkati lu mu rëy boo ma ci boolewul fee lay toog du ma ñaan nag mu yàqu waaye dama lay xool waaw regardez loolu rek laay jàppoo ak yow waaye moom lu mu yëkkati boole na ma ci sama rek yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla sàmm la ku lay xaar na yàlla na absenté amiin xaddi du ma ko may mu xam yàlla na absenté sama rek billaay ban konante bi day kenn ci man te nit ki boo àndee ak moom da nga dëggal na nekk dëgg ci yow ànd bi nga ànd ak man day dëgg ci yow ndax man kenn mënu maa nax Amadou Mbaye Gane boo ko jéemee da ngay sonn doo ko am sama rek yi nag naxu kon yàlla guddal sa fan amiin Mbaye nuyoo bangoog jërëjëf El Hadj
ñu ngi lay nuyu Exidex. ñoo ngi lay fay Pape Cheikh di am mbégte rek ba ñëwaat ci plateau bi ànd ak ñu nu ko seqal yëpp. muy Coro muy Ñaatam muy Bijou muy Garmi Mado at Maymuna ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. di la nuyu yow it di la dox sa wàccuwaay. di ànd ak mbégte. toog fi nag ci bis bu mu di ci at bi. ñu fas ci ànd ak téléspectateurs yi gunge leen. mais tout d'abord rek wax benn sentiment ci man. en endroit de l'équipe d'abord avant ñuy wax ko ak qui que ce soit di leen remercier particulièrement ndax jamono bi ma amee xat-xat foofa ca France. amul kenn ci yéen ku ma dul nemmeeku. ça c'est lu ma dama doon réconforté. tu nous avais tellement manqué. dañu doon waxtaane tout le temps. wallaay et vraiment loolu daf ma ça m'a fait plaisir daf ma rassuré ci cofeel gi am suñu diggante yann ñu yàlla lafal cat. yann ñu yàlla bàyyi yann bu kenn manqué. ànd te mbégte rek ak téléspectateurs yi tamit donc tout à l'heure xam naa dinañ waxtaane tuuti ci bilan musique. bu ci xajee li nga xamante ne moo jot a xew ci 2020 bi. ci waykat yi fi jot a jigee benn ci sama bàjjen muy Ndeye Seck signature. bi may jooytu noppi gu ma ba léegi. donc moom it dinañu waxtaanee tamit yeneen artistes yi nga xamante ne jóge nañ fi xëj na siiwul. pour que téléspectateurs yi tamit ñaanal leen buñ leen fàtte. œuvre yi ñu ngi fi. ñu daal di ci góorgóorlu ki nekk ci ñun rek. di gëstuwaat œuvre yi dem ci mag ñi. li may wax ñaan bi may ñaan pour 2021 rek. ak artistes yi sama diggante ak ñoom mooy mag ñi moom danaa leen bii pas mag ñi laay song ndax il faut que ma tarbier leen ndax waxaguñu ba léegi musique pour man ndax xëj na ñun bu ñuy dem ci ñoom actualité rek la ñuy waxtaan ak ñoom mais xam-xamu musique bëgg naa ko tarbier ci ñoom képp kuy mag nekk ci réew mi ci bu mu mënti doon nag ci wàllu musique danaa dem tarbier la ba jëlee fa xam-xam andi jox ko téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ne ñoo seq ak lu musique yëpp Pape Cheikh. mu ngoog donc dinañu ñëwaat ci 2020 en musique ak Exidex ce sera pour tout à l'heure Bijou si itam mu ngi fi xale yi nee nañu Cendrillon mais Coro nee na Reine des Neiges ñoom ñoo ñu imposé ñu mettre roue ci suñu 31. et c'est bien dañuy teel a joxe couleur bu tey ci guddi balaa 12 coups de minuit 31 décembre nag dafay baax nga sañ say toilettu bu ko defee nga mën a féexal sa xol voilà et 2020 bi c'est vrai que yàkkamti nañu mu jeex quand même mais tey na ñëpp matt géej voilà na ñëpp sañse bu leen xeeb dara lu waaye mën defal parce que ni nga jeexalee at mi noonu nga ko nar a passé donc nañu jeexal tey 2020 bi ak bànneex neexal ko ak bégee fu ñu mën ci toll comme nii ñu koy defee ngeen defee ko noonu ci seen i biir kër bu ko defee bu ñu duggee 2021 suñu xol yi mën a féex. bonjour Pape ñi seetaan ak waa plateau bi donc comme ni nga ko waxee 2020 bi nañ ko jeexali ci couleur bu rafet comme ça 2021 bi ñu commencé ko ak espoir bu gën a rëy. que bi ñu amoon début d'année bi parce que yow da am espoir sa robe rëy na. waa Famounas ñoo ma ko habillé. waa salon de la ñoo defar bopp bi. donc bu ñu nee mettez-vous sur votre 31. ma ne li ñu minuit bu yeboo nga daw balaa ngay soppeeku ci doon leneen. Pape xam nga 2020 soirée amul présenté wuñ dara. sañse yu nice yi nga doon am amoo ko moo tax dañ ne ma plateau mettez-vous sur votre 31 ñu dajale liñ naroon sañse yëpp. ñëw indi ko et surtout pour joxe bonne humeur ci kër yi matin bi. nit yi tamit am espoir parce que 2020 bi muy commencé ñëpp ngi naan année 2020 mu neex si wax ku nekk am ci yaakaar bu rafet. c'est vrai que dafa neexoon au départ dafa neexoon au départ c'était vraiment bien nit yi jovial xam nga ñëpp yaakaar ni yi négatif yëpp dafay def 2019 ci suñu ay pire cauchemar mënuñu woon imaginer année bu mel nii mais même bu fekkente ne liñ ci am suñu liberté bopp bëriwul liñ ci dund lu neex bëriwul man je préfère garder que les points positifs parce que quoi qu'on puisse dire fii nii Sénégal on a eu la chance d'être libre ci suñu ay actions ba mois de mars bi la fi coronavirus soog a dugg donc am nañ janvier bu neex février bu neex mois de mars début bi neex na ba si digg bi si la ay confinement commencé ay couvre-feu commencé même bu fekkente ne dëkk bi xawoon na métti xumboon na beneen côté parce que boo duggee ci biir réseaux sociaux yi tout le temps ñi ngi def humour di reetaanloo nit yi am temps toog ak seen famille yi am na benn kuy tooñ naan moom ndeke
yaayam elle est sympa donc ça veut dire que les gens se sont redécouverts ndax dañu toog seen kër yi donc c'est quelque chose de positif boo xam ne mun naa ko jàpp. parce qu'on n'avait pas le temps. on n'avait pas le temps de rester en famille on n'avait pas le temps de vraiment discuter ku nekk mi ngi doon nekk ci téléphone yi mais bu fekkee tout le temps yéen a obligé nekk ci kër gi vous vous redécouvrez en quelque sorte donc loolu nekk na benn point boo xamante ne lu positif la quand tu le prends du bon côté moom si 2020 bi donc te man tamit mënuma kaas rek xas 2020 waaw c'était dur parce que j'ai un bébé en 2020 et je pense que amul cadeau bu gën a mag loolu ci àdduna donc man ak lu mu métti je me dis que c'était quand même une belle année et on espère que yu positif yi dinañu topp 2021 coronavirus bi nit yi am ci solution ndaxte moom moo bloqué monde bi une partie de l'année àdduna bi yëpp la bloqué que ce soit côté économique nit yu bëri gisanteetuñu woon ensemble da ngay gis sa benn xarit boo xamante ne sax da ngay toog da nga ko doon gis tout le temps mais vous êtes resté des mois sans vous voir ndax benn feebar boo xamante ne ñëw na fi donc 2021 daal lu may ñaanal nit yi mooy vaccin bi ñëw na c'est vrai ñi ngi koy testé ñun dinañ ko jot au mois de mars mais en attendant j'espère que les médecins du monde entier vont def benn link entre ñoom pour mën a trouver garab bi nga xamante ne moom mooy faj coronavirus ba nga xam ne feebar bi dootul tiital kenn dootul tiital mag yi dootul tiital ñi am pathologie ñu gaaw wér et puis ñu mën a continuer dund suñu dund comme il se devait ndax li mu paralysé bëri na mais on garde quand même espoir d'avoir une très belle année 2021 may ñaan yàlla nag passé ko ak famille bi mais ak yéen parce que vous êtes des personnes que j'adore vous êtes des personnes que j'aime famille la ñu. ni rob bi toll rek la nuyoo nii seetlu leen li ma wax rek ni rob bi toll rek noonu la nuyoo ba tey mu ngi ci nuyoo bi yaa ngi commencé di jooyloo xale yi ñoom Mado ngi kappal ay bët gis naa may mën a commencé def nii Coro moom mu ngi tooyal ay bëtam pas envie de pleurer on va rigoler aujourd'hui te tey ku fi jooy ma xeex ak yow waaw promis moi je vais pas pleurer dernier jour 2020 bi moom je suis mal réveillé donc pas de larmes aujourd'hui voilà tey kenn du jooy sa yére bi mal réveillé ak kii bi oui mu ngi tey mal réveillé moo tax dosé wu damaa mën a wane wu tey bàyyi leen ma toog rek. waaw wanewul nag Pape. mal réveillé. Pape yére bi nga sol say initial gi. mal réveillé je ferai pas la promo de cet habit là non mal réveillé. couleur turquoise bi mal réveillé. très beau yow gisoo bouton yi sax. petaaw la mais du ma dosé tey du ma wane wu. ma xool ko. xanaa gisoo leen ni ma croisé tànk yi sax. mais du ma wane wu tey non. mais en tout cas Pape Cheikh damaa mere 2020 moo tax dernier jour 2020 bi dama koy fasal kanam moom na afasa rek na dem afasa rek. mais li may rey si internet bi mooy ñiy buux 2020 ak ñi yendu 2021 je te jure. di xool nu muy mel. on aura tout vu muy mel. mais j'espère quand même que ce sera une belle année pour tout le monde et surtout pour xale yi pour mag yi ñëpp j'espère que on aura une belle année quand même. am nañ ci yaakaar en tout cas am nañ ci yaakaar en tout cas 2021 la ñuy waaj a dugg dans quelques heures ñun nag dañu teel a annoncé couleurs yi tey ci télévision Futur Média si vous nous rejoignez bi ñu tàmbalee ak léegi daanaka yàggul ñu ngi ci nuyoo ak message président da koy def waaye ñun it dañu koy def parce que suñu diggante ak yéen c'est une très longue histoire ñaatam mu ngi fi Ba Seck Diallo elle est mariée mais tout le monde l'aime dans cette maison c'est-à-dire càmmiñam yëpp ay chéréem lañu voilà ñaatam ba sekk la normalement mooy tur bu officiel bi mais man prox ndollu naa dugal ci sama sant tonton mag dugal na santam petit ndoy dugal na santam garmi sax yenn saa yi mu ne ko mbay nga war a sant mbay ex dugal na mais c'est notre ñaatam à nous bonjour ñaatam ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Baye Cheikh di nuyu ñi ma bokkal plateau bi Mamadou Mbaye Garmi di nuyu ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ex sama rakk yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi fi ma am mbégte nag à chaque fois bëriwul lu ñuy fekkante ci plateau mais à chaque fois suñu gisante ci télé bi comme ni nga ko waxee rek ku nekk day bëgg a jël sa morom taf ko sa xol et c'est important donc maa ngi leen di remercier yéen ñëpp ci déjà cër bi ak li nga xamante ne mooy respect bi remercier ñëpp mais Baye Cheikh remercier téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi ñuy topp à chaque fois di anticiper rek di leen wax une bonne année yàlla defal ñu jàmm comme ni ko Bijou waxee man nag pàcc bi ñu ma ci jox mooy waaye laago yi
waaye laago yi nag ren macha allah at bi am na ñoo xamante ni neexul ci ñoom man li ma découvrir par exemple ci sama ay reportage et tout mooy xol yu baax yi nga xamante ni dañuy joxe ñu ngi ci dëkk bi donc bu àdduna amee jafe-jafe ngay ràññee ni am na ñoo xamante ni dañu bëgg a joxe dañuy génn di joxe donc déjà social bi gis nga ni dafa gën a yokku gis nañ également lépp loo xamante ni ñi ngi ko doon wax mooy bërëb yi bàyyi laago yi war a jaar ak seen ay pousse-pousse ak yooyu yëpp defaraat nañ ko am na ñoo xamante ni entreprise yeeg yenn structures yi dañu defar ba nga xamante ni ñoom bu ñu ñëwee dañu mën a jàll ak seen ay pousse-pousse am na ay association handicapé yoo xamante ne ni actuellement ñu ngi am nañ financement comme ni ñu ko xamee ça y est ñu ngi leen di pousse vers l'avant. Voilà les gens n'en parlent pas souvent alors moom lay tooñ may mën a naan ko yow à chaque fois nga indi sujet semaine bi ci topp il faut que président jël ay décisions yu méngoo ak sujet bi nga waxtaane saa yoo ñëwee ci handicapé yi il faut que semaine bi ci topp am ay nit yu jóg yu leen jàppale et c'est magnifique mais yow tam ñu la ciy remercier bu baax a baax parce que ñoom bu ñu delloowul njukkal sax yow nga delloo ñu njukkal ci plateau bi donc déjà ça fait plaisir dinaa gërëm sama bopp bu émission bi day jeex waaw préparé naa ko yee tey damay gërëm sama bopp def naa note mal réveillé rek ka ba jàpp tey mais noté naa démb. dëgg la def naa discours bu baax. donc daal ay yokkute naa gërëm sama bopp barki borom yu am solo la sant école bi ma jaar sax naa ko wax ak diplôme yi ma am tey. ak diplôme yi. yëpp naa ko wax oui tey naa wax lu baax tout est permis comme on dit vendredi tout est permis donc aujourd'hui 31 décembre tout est permis ñuy remercier di sant bu baax suñu kilifa yi parce que bu dul woon ak ñoom donc yàlla na leen fi yàlla bàyyi ba ci kanam démb rek maa ngi koy wax ci rajo bi mën naa leen yokkute gi macha allah ci technologie beeg ci maanaam décor yeeg ci ni ñuy liggéeyee xarañ macha allah topp li nga xamante ne mooy nouveauté yi donc yàlla nañu yàlla lafal cat ci 2021 voilà c'est vrai que nous sommes une télé qui inspire yenn saa yi bu ñu ko waxee da ngeen di foog ni concurrence a tax waaye dëgg-dëgg ku gis nen ni nen a ngi télé buy inspiré sax yéen ay moroomi téléem loolu sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët dañ ciy gërëm nag équipe yëpp encore comme ni ko ñaatam waxee xëj na ñun ngeen di gis sax ñuy toilettu di feeñ mais y a une grande équipe derrière moo xam ki nga xam ne ni moo nas lii di président Youssou Ndour doomam directeur général bi Birane ak Ndiaga mi nga xam ne ni dafa chapeauté lépp ci wàllu technique Bouba mi nga xam ne ni moom it directeur programme bi la ak waa administration ñi nga xam ne ni ñoo yore service commercial bi donc ñoom itam dañuy def ay liggéey yu am solo ngir di ñu ko jox ñu jéem leen di leen gunge à travers ay programme yoo xam ne ni yéen da ngeen ci gis seeni bopp moo xam journalistes yi wala animateurs yi nga xam ne ni ñoo nekk ci télévision Futur Média loolu xam naa daañu ci ñëwaat bu ca kanamee puisque Bouba Ndour mi nga xam ne ni mooy directeur programme bu télévision Futur Média chaque année depuis plus de 5 ans bu ñu dee jeexal saison wu yeewu leen bi day ñëw ànd ci ak ñun puisque moom mooy producteur émission bi léegi xam naa dina am loo xam ne ni dina ci ñëwaat ci ay kaddu par rapport ak li ma junj léegi nii ci sama nuyoo Coro Mbaar Ndiaye ngi fi itam Coro ñu ngi lay nuyu moom yow 2020 nga fi dugg de wala 2019 nga ñëw ah 2019 mais fin 2019. début 2019. ah début 2019. janvier 2019 te pourtant mu ngi mel ni dañoo def 50 ans ah. sama chéri la nag dama koy écarter chaque jour mais c'est mon bébé Amadou Ndiaye Mbissane Ndiaye doomu ministre bi ah. elle coordonne yeewu leen depuis quelques mois déjà et elle le fait très bien xanaa day màmm rek des fois mais moom tamit on est toujours content. le plaisir est vraiment pour moi El Hadj maa ngi lay nuyu bu baax nuyu ñëpp ñi ñu bokkal plateau yeewu leen comme daaw boo ñëwee 31 décembre da ngay nekk entre da ngay am émotion bu bëri à un moment donné tu as envie de rire à un moment donné tu as envie de pleurer mais tey moom kenn du jooy parce que yeewu leen comme je le dis tout le temps c'est une famille. man li may wax naan ku ñeme dañ laa dee. mais man vraiment sama force ci télé bi ak ci yeewu leen. en très grande partie c'est toi te yow moom comme on dit dañu yàgg donc voilà. gars yi sax nee nañu da nga maa napp. ñu ngi koy rumeur. dëgg la loolu moom nëpp moo ko sax. parce que da nga ma napp. léegi après comme nëpp tootul kii ay kër ak lépp la may dugale. kii nëpp tootul léegi moom bébé la may woowee. génn bi suuf la woon mais léegi moom dama affirmé. xale yi dañuy sax dama koo affirmé 2021 moom dañuy gën a après naa leen wax ñi génn ci télé bi yëpp. je te jure après naa joxe information yëpp.
information de taille man balaa 2020 bee jeex naa leen weer ñoom ñëpp jaay leen. foog ñu weer leen donc c'est vraiment un plaisir. li may wax maa gën a nekk xale ci équipe bu. Yeewu Leen ñun yaaju mag de yi ngay wax yëpp. mais je suis vraiment à l'aise. mais ren gi 2020 atam la de daa leen a wëli am 15 photos. yow man yi ma naqari yëpp du ma ko wax tey damay bàyyi ba 1er janvier. ñoo tey taggal sa bopp rek parce que tey ci guddi daa def émission. samedi soir daa def émission. ci laay wax yenn détails yi bu ma wéetee mais mënu ma wax dara ci kanamu xale yi xam naa leen dañ may njaay cekke mairie wëlis la leen di 2020 atam la de wëlis après dugg leen Facebook 22 photos à instantané léegi ngeen gis ko journal c'est mon bébé elle nous rejoint dans quelques minutes elle se prépare pour venir ci plateau bi àggali sa nuyoo café gee commencé dugg sama deret sànq dama façon kanam waaw café baa ngi commencé dugg waaw donc franchement Pape je dirais merci à tout le monde tonton Garmi moom li may wax tout le temps dama war di ko beral nuyoo dama war di ko beral njéggal parce que sonal naa ko mais chaque jour c'est le même visage donc sant yàlla bu ñu amee nit yu mel ni yéen muy Mado Maymouna qui est vraiment un amour Mado moom mooy yaay ñëpp Maymouna force tranquille a ko tuddee wax di bëriwul Bijou moom nga xam ne mooy sama Maymouna wax di bëriwul kawam laay daanu donc c'est un réel plaisir d'être avec vous ex moom dama naan 2020 laa ko découvrir réellement parce que dañ daan xulloo rek daaw mais ren moom on est devenu de très bons amis ko xamul de ko woowee ex gën a ñàkk problème ci kër waaw amul moom de mooy suñu beñe nooy nekk ex mooy monsieur non problème da ngeen ko sonal ñaatam nga xam ne sama wujju la sama bàjjal la sama mag la donc moom aussi dama ko sonal franchement merci à tout le monde saa su nekk day nekk plaisir ànd ak équipe bu Yeewu Leen yëpp comme ni ñu ko xamee 2020 c'était une année assez difficile pour tout le monde soo fi nag dafa fegu moo tax mbay ku nuyu rek dana la fàtte tàllalal sooy loxo ndox balaa ñu lay fàtte waaw ah déet moom sañu ko koo fàtte donc yàlla nañu yàlla may daal bàyyi ñu dugg ci 2021 ak bànneex ak sourire parce que vraiment comme li ñuy wax mënuñu wax ni que 2020 tout a été négatif parce que am na ñu ci am lu leen neex mais quand même li ci négatif bëri na actualité bi gis nañ ko pendant plus de 9 mois pratiquement coronavirus moom moo ko poigné on parlait que de ça mais je pense également c'est le lieu de ñaanal non seulement kilifa diine yi ci jàpp bi ak ni nga xam ne saa yu ñu xawee saalit sax ñu mel ni ñu dimbaliwaat ci ñu dellu siwaat mais également gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite un peu partout ci réew mi parce que jiite dafa metti te ren gis nañu année bi nu mu mettee et mu baax ak mu bon ils ont essayé quand même teg ay stratégie yoo xamante ne jàpp nañ ni bu ñu ko defee mu dox du président Macky Sall à député yi en passant par ñëpp metti na peut-être tout n'a pas été rose mais quand même ils ont été là pour xool naka la ñuy def pour joyanti pour jàpp pour dëgëral je pense que ci moment yu mel ni il est important ñu réew mi ñëpp àndandoo joxante loxo saafonte waxante lu baax yenn saa yi ñu fàtte appartenance politique yi appartenance religieuse yi appartenance ethnique yi joxante loxo pour le bien du peuple je pense que c'est important. voilà mu ngoog donc loolu nuyoo Corombaar Ndiaye la tey nuyoo yi dañ koy yaatal puisqu'on a le temps ñu ngi fi ba ci kanam pour gunge leen ci jeexitalu 2020 bii Maymouna ngi fi force tranquille laa ko tuddee wax ja bëriwul de très professionnel ba noppi itam di indi ay gëstu yu am solo chaque semaine ci télévision Futur Média ba noppi itam di liggéeyal télé bi ci yeneen i fànn du ma wax lépp ndax nit ki boo waxee yëppam yaa ko catu Maymouna ñu ngi lay nuyu kontaan ci àndandoo ak yow ci jeexitalu 2020 bi. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan ak kilifa kër gi ak yëpp 2020 moom du ma ànd ak Mamadou Ndiaye. résolution bu baax la boobu. donc comme ni nga ko waxee vraiment 2020 bi je pense que ñëpp ni nga ko waxee noonu laa koy waxee dafa nekkoon année boo xamante ni dafa metti si ñëpp et lu ma si gën a marqué Pape Cheikh mooy ni que bi année bi doon waaj a ñëw ñun ñëpp dañu doon wax 2020 20 sur 20. mooy li bisu wax voilà on était tellement optimiste vraiment ut ay kii mais après tu te rends compte que yàlla peut-être am na ay plan wu boppam. te man je trouve que année bi man sama mot 2020 mooy résilience parce que tout le monde à un moment de l'année tu as eu à faire force
wala nga am état de résilience boo xamante ni ça te permet d'avancer parce que am na ñoo xamante ni perdre nañ ay nit am na ñoo xamante ni perdre nañ seen liggéey am na ñoo xamante ni seen koom demeetul woon noonu donc mu nekk année boo xamante ni ku ci nekk daal je pense que même bu fekkee période bu gàtt la sax am na loo xamante ni noo doon dundee lu changé mais comme ñëpp rek déjà télé bi nga ñëw fi rek day nekk loo xamante ni ñun pendant la semaine peut-être moment yi ñuy passé yeewu leen nekk na les meilleurs moments de la semaine parce que da ngay retrouver harmonie retrouver benn solidarité boo xamante ni c'est pas donné nga retrouver ko fu bëri yow aussi particulièrement moi je te remercie xam nga ñëpp xam nañ et ku si nekk si ñun rek am na taxawaay boo xamante ni taxawee nga ko ak ñun ñuy ñaan daal année bii ñuy dugg vraiment mu nekk année boo xamante ni day gën fuuf 2020 ci fànn bu ne ci poche yi ci jikko yi ci dundin bi ci koom-koom bi ci lépp daal Pape Cheikh vraiment maa ngi ñaanal ñëpp di souhaiter ñëpp vraiment ñu am année bu baax Pape Cheikh. Amin Maïmouna kontaan nañu wax ji nag bu mu neex ba ngeen foog ni du ñu maye Teranga Sénégal moom dañu ne woon fii ba février la mais tey dañuy gën a yokk suñu loxo loolu j'aimerais quand même ngeen bàyyi ci xel maanaam léegi nii mën ngeen a tàmbali di woote ci numéro téléphone yi nga xamee ni dinañu ko affiché ci suufu écran bi regardez yi nekk ci table bi yéen a ko moom ay téléphone portable la iPhone 12 Pro Max bi ak Samsung Fold bi dañ koy maye waaye tey carte bi nga xamee ni ci ngeen di tànnee région yi muy carte Teranga Sénégal région bu ngeen tànn lu ngeen fa fekk yéen a ko moom te du ngeen fa fekk lu ndaw voilà tey moom 31 décembre la bu ngeen tànnee par exemple région bi ñu leen di won noonu muy Matam mën ngeen fa fekk lu duun waaw lu duun tey on a beaucoup d'argent xaalis bu bëri la ñu dugal ci chaque région maanaam léegi nii ku woote ci par exemple numéro bi ngeen di gis 88 628 22 22 mën nañu la may 300 000 xam nga 300 000 yoo feetoo te tey bisu Ribidjon la ñun mag ñi Ribidjon la ñuy wax Ribidjon tey bisu Ribidjon la te dëgg-dëgg Ribidjon bu ñu la may benn 200 000 c'est-à-dire 25 000 sax baax na te amul benn région boo xamante ni am na 25 000 amul moins de 5 amul moins de 100 000 100 000 jëm kaw la parce que ren 60 millions la ñu teg donc 1 million mën ngeen ko am te ku ñu may xaalis du jar ngeen di déplacé wu fa ngeen toog ngeen di toog ñu wéev leen ko immédiatement donc les téléphones sont ouverts ñu ngi leen di xaar 88 628 20 20 lu wax ji bëri bu leen neexee ngeen dagguñu ñu jël leen en direct may leen ci xaalis yi ñuy séddale ci numéro téléphone yi 88 628 72 86 Mado ngi fi c'est notre amour à nous dafa yore jikkoy Adja Degen chimère ci bëri yërmande ci gaaw a jooy ci mën a tekkeer ay collègues am même quand elle te maquille da ngay nekk à l'aise waxatuma laak boo jaaxlee moom dafay taxaw sa wet et puis voilà quoi c'est une petite maman donte xale la ñu kontaan lool ci ànd ci ak yow li nga xam ne ni mooy jeexitalu 2020 bi toujours content de te voir. Oui bon c'est un plaisir partagé. man jour yi nga dul ñëw yeewu leen du ma sax bëgg a solu. Et c'est vrai hein je te jure. Ne pense pas que. eh je te jure kii foog nga woon ko dara kii kañ la kii ci 2020 bi 2021 bi foog nga woon ko dara ne ko yaay Cendrillon tout à l'heure tu vas perdre ta chaussure Pape Cheikh Forko mais elle ne changera pas mais ci noonu rek comme ni nga ko waxee rek Baye Cheikh maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk di la jox li nga xamante ne moom moo di sa wàccuwaay waaye di ko teg ci suñu loxo sang bi nga xamante ne moom moo di Alaaji Garmi comme ni ma ko doon waxee sànq nee naa ko yow yaay xalif général fi mu ne ci li nga xamante ne moom moo di télévision Futur Média sax laay wax waaye rawatina yeewu leen kon ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax ndax moom gis ko day yokk li nga xamante ne moom moo di dal xel ndax ni ma ko waxee taaru kanamam rek macha allah wane na li nekk ci biir xolam te fukki at ci tey macha allah dara changé wul tonton Garmi comme ni ma koy wax nag du ma ko faral di wax dama leen di toog je vous aime et tout mais du ma leen di ko wax ci loo xamante ne ni ma koy yëgee waaye li may ñaan rek ci réseaux sociaux waaw ba mu dama des man pareegul déedéet à Alaaji le meilleur on le garde toujours
pour la waxu Sénégal waxu Sénégal wax nga waxu waa réew mi yow alal ko ma naka man de wër naa la ba sonn wax nga ñaatam wax nga Awa Gaye wax nga ku ne non li mu dugal dama doon wax ci yaayam moo tax mu dugal loolu dugal ci ay kër yooyu dégg chimère ko moom mais li mu def discours bi mu def ci Bijou def ko ci yow def ko ci ñëpp mënoon naa discours loolu ci man te man damay gis lépp ne pat te xoolal dama njëkk may force tranquille man maay may mën a bëggoon force tranquille laa man tamit bàyyi nee naa la yow du ma bëgg a wax ci yow tubaarkalla ndax bu mu del wax ci man léegi wax ci yow rek macha allah damay bañ cat dugguñu ñëpp a ngi wax ci man di leen wax ci man bët gi ma lay xoolee rek man doy na ma sëkk moom bébé loolu du ma bëgg sax di wax ndax nit da ngay am xel bàyyi sama frère la waaye ci gàttal bokkuma ak moom dara juruma ko waaye bët bi ma koy xoolee sunu borom laa koy seede moo tax démb bi may bind ma ne kii du ma bëgg bind ci moom ndax bu yàggee mer na ma de da ngay gàtt xel ndax da nga koy bëgg xeeb sax waaye da ngay gàtt xel ci da ngay seet ci moom fi mu bokk ak ci ñi nga xamante ne ñoo ko meññi tu vois ce que je veux dire day fort dafa am yoo xamante ne boo ko waxee ki la jur sax gis nga tey dama koy wax tey bi sama yaay ji macha allah mi ngi fi maman Dégène nekk fi sama cofeel dama ko wane woon bu bare ci maman Dégène waaye ma koy waxaat nee naa leen cofeel gi mu amoon ci man moo ëpp man cofeel gi ma amoon ci moom mais léeg-léeg di nga gis ay nit dañuy dem ba dañuy xeeb sax seen bopp naan kii dafa xeeb waajuram wala leneen donc am na lu bare loo xamante ne ci biir li ñu naan ku wax lépp doon wax kat baa nga taat ci put waaye moom xam na nee naa lépp dama koy jël seede ko ci ki nga xamante ne moom moo di sunu borom ci naka nga koy jàngatee da ngeen di xool at yi début bi kañ lañu commencé le 1er janvier 2019 tey ñi ngi ci le 31 janvier 2019 nga gis macha allah le 31 ni yëfi gaawee dalay wan ni que rien n'est éternel dara desul nit ki ci li nga war a concentré wu rek man jàngat naa ni tonton Garmi mooy li nga xamante ne moom moo di mbëggeel mooy li nga xamante ne moom moo di amitié te amitié boobu macha allah moom moo fi nekk waaye leneen li ci gën surtout moo di spiritualité donc je pense que ni yëfi di gaawee ñu xam ni rien ne dure ba tax na lépp lu fi war a am rek dafa war a nekk lu rafet kon vraiment man dama leen di sant di leen di gërëm yéen ñëpp comme ni ko kii may mun a waxee rek la plupart de notre temps dañ koy passé ak yéen te waaye mbégte bi ngeen di ñi di sottalente ñun ñëpp suñu biir ku ci nekk doo ko xam wala dañ koy xeeb mais day doon lu bare man sama yaay mi ngi fi waaye dëkku maag sama yaay maag sama ay doom kon damay wéet mais lu ëpp ci yéen laay nekk te li may jël ci mbégte ci bànneex day bare loolu macha allah kon dañuy sant rek ci ànd gi yàlla na ko yàlla taxawal yàlla na ko yàlla gën a sellal te téye ko moom ci li nga xamante ne moom moo di suñu ànd bi ku ko dëgg la yàlla nga xaw ma lan de faatu dëgg la te on a appris au fur et à mesure à gën a xamante 10 ans yaa ngi ne te ku ci nekk rek ku ci nekk yaa ngi gën a commencé di xam sa morom jikko ndey bi nekk ci Bijou tey bu ma sañoon toog fi di ko wax te àddina yëpp xam nañ ko mais daf ko yore doo ko gis ci jëmm ji nii rek mais li ci biir laay wax yow li nga am bés ñi fi nekk daal ku lim da ngay juum mais franchement Mado sa témoignage yi nga dugal ci groupe bi moom man mënu moo lire yëpp sax parce que c'est touchant xam nga ni di nga am looy xalaat boo fi jooyee de sa gaz bi lay xotti dëgg la kenn du jooy xam nga bàyyi hashtag la dëgg la man da gaasam si yow moom Ndiaye dooma topp 2021 àggali ñun bàyyi nañ la pour 2021 mais utal ay xarit nee leen waxi dof li Marianne doon wax année bi gàttaay bi internet yi dañ ko résumé nee nañ 2020 y a eu janvier février coronavirus couvre-feu arrête de faire genre décembre wallaahi hashtag bi daal lan la war a nekk mooy atum ren bii di ñëw wooy waxante lu baax ak defante lu baax man daal moom laa décidé moo tax tey ma di leen di wax sama ay baax te nag jël leen seen garde pareegu ma de te nuyooguma ba tey déedéet du ma waxagum ci moom damay ñëw damay jëf moom après laay wax ci moom tey da ngay mais en tout cas waaw tey yéen ñëpp bu ci kanamee maa ngi dem ñëwaat te bu ma ñëwee dina gën a tar mais quand même ce qui m'a beaucoup marqué bye sérieusement il y a quelque chose qui m'a marqué mooy dama nar a battre waaye yéen tam tey beneen façon ngeen di gis yéen bii rek aussi comme ni ñu koy waxee ñaari def ci at bi métti la woon waaye
waaye jàpp nañ ci lu positif li nga xamante ne moom moo amoon ci suñu réew bi mooy élan de solidarité bi nga xamante ne yow maanaam bi mbas mi tàmbalee ku ci nekk am na loo ko sas mu liggéeyee ko te loolu nga ma santoon te jot naa ko ci gis élan de solidarité bi nga xamante ne moom moo amoon ci réew mi ku ci nekk la nga am ku ci nekk gox ba nga nekk ba ci li nga xamante ne moom moo di état beeg li nga xamante ne moom moo di mairie yi ku ci nekk jëf na ceeb yi ñu doon jël di ko dimbalee nit ci parce que xamoon nañ ni metti na bàjjeni gox yi nga xamante ne dañu jóg dem di sensibiliser xale yi dugg ci biir école yi ku ci nekk am na benn rôle boo xamante ne joué nga ko fi nekk mu nekk rôle bu mag a mag a mag rawatina ñi nga xamante ne moom moo di ces médecins là te je pense que tey li ko fësal sax mooy ki nga xamante ne moom moo di professeur Seydi luñ ko duppee mu mérité ko te xam naa ne ku ko sargal nga képp koo xamante ne yaa ngi nekk voilà ci côté li nga xamante ne moom moo di yëfu médecine bi kon ñuy sant di gërëmaat di santaat yàlla lim ñu boole ci jotaay bi di remercier waat yëpp ci naan la yow moom du ma waxagum rek le meilleur on le garde pour la fin ca kanam lay doon voilà man daal 2020 bi daal maa ngi ci may mun a rek man daal may mun a nee naa la ñàpp maa ngi ci yow rek waaw Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu yow moom doo ñu topp 2021 waaw xaritoo bi jeex na parce que tu commences à exagérer bi ma xamee ni tey mooy dernière émission damaa dem ci tailleur bi toilettu ne ko ñawal ma mbubb moo xamante ni day am sama initial mu defal ma PCD moom mu jaar ci suuf ne ko initialam ak bouquet yow kii dafa initial ba bouquet dafa yokk moom plus yow xamoo xale bi ba tey amoo bouquet de yow xola yow doo ñu topp 2021 waxtaan na ma ak Youssou Cheikh démb daf ñoo torturé man damaa teel a woo Youssou Ndour tey ci suba ne ko c'est Mamadou Ndiaye ou moi mu ne ma laisse-moi parler avec Ndiaga. mais Pape nuyu naa la nuyu téléspectateurs yi nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp jiital ci nuyoo gi nag El Hadj Mamadou Mbaye Garmi di ko ñaanal yàlla gudd fan comme ni ma leen ko ñaanal yéen ñëpp yàlla may ko gudd fan ak wér moom li tax ñu jiital ko yàgg fi yàlla may ko mu yàgg fi lool di ñu jiite ndaxte ñëpp seede nañ mbaaxam duma ci waxaat sax ñëpp seede nañ woyofam mais surtout tette gi ngi ñuy tette uuf gi ngi ñuy uuf loolu moom vraiment je tenais à le témoigner comme chaque année yàlla may ñu koy teewee ay at yu bare bare comme chaque année ñu témoigner lii ay ndaw nga ñëw nga uuf ñu di ñu conseiller chaque jour man boo nekkee ci xew sax su ma la woowee téléphone da ngay décrocher ne ma Njaay Bale di wane ni woyof gi nga xam ne woon nga ñu ko vraiment di ko ñaanal sama collègue yëpp vraiment du ñu jaar ku ci nekk sa jikkook ni nga mel ku ci nekk gis nañu àddina gis na Sénégal gis na ni nga xamante ni ñun suñu relation ci ku ci nekk li ñu féete donc jiital ci ñaan gi ci jigéen ñi moom Adja Mado mii di sunu yaay man maman laa koy wax na xam ne lu tax maman yaay la yaay taxawaayu yaay lay taxawee suba su ne chaque jour saa yu ñëwee mi ñuy wax defar leen lii di ñu conseiller di wax tamit cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci moom en tout cas di ko ñaanal yàlla gudd fan moom tamit ak wér yàlla wéral baat bi wéral cër yi gën a yokk taxawaay bi ci en tout cas ci at bi ñu jëm at bii nag ñëpp xam nañ ni metti woon na vraiment metti woon na ci dëgg am na keneen ko waxaat loolu tamit kii sonal na ma de mais gis nga catu ngeen bukk wadd na alhamdulilah alhamdulilah sànq ba tey maa ngi gis ngay alhamdulilah ku yëkkati affaire alhamdulilah mi ngi aw ma ak bàgg bi alhamdulilah yàlla baax na yow bukk bi dañu gum na alhamdulilah alhamdulilah réalisateur bi nee na pour ma préciser ni li ñu bind ci yére bi PCD la mooy di ñuy wax depuis sànq 2021 tamit réalisateur yu dul ànd ak seen i xel bu ñuy def émission bi duñ ñu topp li ma suggéré nii wax nañ ko depuis sànq nee na pour ma préciser wax téléspectateurs yi ni sama initial la Pape Cheikh Diallo alors que wax nañ ko depuis sànq Alaaji Malick du ñu topp 2021 àggali sa nuyoo ngay benn dañoo war a may xaalis maa ngi nuyuwaat ñëpp di sama jigéen ñi nga xamante ne vraiment ñoom laay nekkal fii chaque jour waaw ñoom Corok ñoom Bijou Ndiaye ñi nga xam sonal naa leen trop bi ñu war a maye sonal naa leen trop ñoom tamit waaw leen tamit di leen baalu ak di baalu ak téléspectateurs yi ndaxte wax yombul merci petit année bi yëpp ñu nekk ak ñoom parfois ñu man nag année bi petit moo ma marqué c'est vraiment di leen ñaan encore une fois ñoom téléspectateurs yi ci seen fidélité mais encore surtout ñu ñuy encourager partout ci réseaux sociaux yi partout en tout cas di leen souhaiter une très belle année 2021 2020 bi nekk année bi nga xamante ne teel a fàtte nekk na année boo xam ne vraiment nekk na année bu metti man nag
metti na waaye neex na ci beneen côté bi. ci nga am doom ci la yooyu yëpp dina ko wax. Fatou Kiné Ndiaye. yàlla may ko gudd fan. waaw Fakira Shakira. en tout cas nekk na année boo nga xamante ni daal metti woon na mais man ci côté boobu moom vraiment mbégte la ak loo xamante ni lu ma neex la vraiment. voilà jërëjëf Pape. yow nag mënu ma wax dara ci yow. waaw may bàyyi noonu man mënu ma wax dara ci yow. man dinaa wax ci man ñëpp xam nañ sama diggante ak yow. dinaa wax ci man mais surtout di la wax ci conseil yi. Pape yombul ci métier bi ñu nekk nii. yow macha allah. waxal de nit ñi xamuñu bu baax xamuñu ma bu baax de waxal de. non sa talent maay kan waxal. sa talent Pape du ma ci gaa yéen saa yi dañ lay fàtte musal ci cat. waaw amiin sa talent mais surtout xam outil bi ñuy liggéey mooy télé. c'est-à-dire sénégalais mën na bañ a xam. professionnel mën na bañ a xam. mën na bañ a xam contact ni nga professionnel yi ci mbirum média. mais surtout. kon noonu la amee générosité bi man loolu dama koy jàng ci yow. générosité je suis généreux. waaw très généreux. sérieusement. mënoon a réew yaru mënoon a bon baax. bon mu ngi ci man. dëgg la moo ko def. léegi nag. waaw peut-être Sénégal plateau buñ la teg nga dem. kon maa mel noonu. politique. man la c'est bien ça. polyvalent. léegi nag. ah je suis fier ah mais c'est bien. mais surtout loolu jàng dafa am animateur bi gën a métti ci animateur yi. moom la ñëpp di viser ce qu'on appelle animateur artiste. may kan il est. merci Excidex. àggali léegi. ci jàng jël sa temps. c'est le niveau moom la ñëpp di reer. suñu jàngi. non arrêtez de parler. mais sérieusement ci conseil yi à chaque fois nit bu naree teg tànkam fenn sax nga ni non bu leen def lii def leen nii doxaleen ko lii ma xalaat nii kat yaakaar naa ne lii lu baax la te loolu di ko def ñoo xamante ni yow au delà de collègue bi ñu séq rek dañu mel ni ku ñu bokk ak ñun ndey ak baay chaque jour ci conseil yi chaque jour ci yow yaa ngi parfois bu ñu amee lu ñu dal sax nga stressé woo ñu téléphone ba xam na lépp jàpp tout va bien donc en tout cas di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ko ñaanal suñu directeurs yi aussi uyu ko neex ki balaa directeur nee na bu yàqoo nga defaraat dëgg la mais yow ci tel chaque jour ma wax ñoom man yàqoo nga defaraat bu ma ko taasu woon léegi doon def une premier newspaper mais mooy mun naa ko wax amul problème ko dëgg taaj bi rek la jëliwul dem ba bu yàqoo ma defaraat nga defaraat ko ba sénégalais yi mën ko déglu même bu nit ki naroon déraillé sax di ko indiwaat gentiment et waaye lu tax su ma déraillé du ngeen ma indiwaat ba coow li dem fayu leen naaj bu xoromam de yow man waaruma yow boon ñoom bu ñu naree déraillé ma indi si leen del si leen ba kenn du leen indil benn coow man sama déraillé ñu bàyyi ma kii xew la toog loolu dama ko fàtte mukk daf maa naqari kay taasu di ma tarak sama kër laa toog barki borom Touba xew bi juste am sama buntu kër Bijou Ndiaye nga toog moo tax après xew ba police leen mujj dàq barki borom Touba li ma lay wax deful ñaari fan man fi ma toog ci sama cabinet ñun waa Gambie cabinet la ñuy wax après je vous dirai pourquoi ma ni waa Gambie parce que 2021 bi je serai gambien je change de nationalité voilà ñun waa Gambie cabinet la ñuy wax barki borom Touba xaw ma sax ni Bijou gi ci xew bi ma toog ci sama cabinet bi toog di seetaan télé je regardais mes chaînes françaises voilà maa jékki-jékki rek kay taasu ca xew ba naan ko waaw Bijou Ndiaye bu télévision Futur Média ñu ngi lay gërëm yow toogoo ci télé bi rek di wax deli rek ma di bëreet man la ñuy tarak non je blague vas-y mais en tout cas dina ñaanal yàlla vraiment yàlla amiin samay rakk ngeen gën la yokk samay rakk ngeen surtout conseil yi ñuy conseil suñu wayjur loolu dafa am solo parce que da nga fonk say wayjur te loolu da nga leen teg fu sori parfois nga wax nit sax lu baax loo xamante ni mosoo ko teg bët man témoigner mën naa témoigner loolu nit ba tey ñëw na wax ma ne ma Pape Cheikh miy wax ci man li mosuma ko teg bët loolu gis nga ko te ñeneen ak ñeneen mën nañ témoigner lu ni mel yàlla nafal cat yàlla amiin yaa rabbi ko ñaanal ñëpp nag suñu directeurs yeeg ñi nga xam ne ñoo ñuy tette aussi ci liggéey bi jox ñu confiance aussi jox ñu confiance surtout ça aussi c'est important ndax mu la neexee ñu ne ay xale la ñu amuñu expérience wala dara mais jox nañu confiance ñoom ñoo yeeyoo jaajëf bi vraiment muy Bouba Ndour muy Ndiaga Ndour ñoom ñoo yeeyoo jaajëf bi en tout cas merci kontaan nañu te yéen itam amuñu seen fay yéen téléspectateurs yi lu ñu def rek c'est juste pour vous accompagner kenn ku ne ci wàllam bu dee journalistes yi ñu ngi jéem à travers magazines yeeg émissions yeeg jotaayu xibaar yi ñun animateurs yi itam sunu mission mooy di leen divertir moo tax toujours damay wax que muy man que muy sama rakk yeeg sama mag yi ma am ci télé bi ku ci juum na ngeen ko baal ndax dañuy xër dañuy demee ak sunu xel duñu ay wàlliyu duñu ay xutbu zaman duñu ay robot toujours dañuy bëgg di leen divertir waaye kenn ku ci ne kilifa nga sa kër njaboot nga
nga am nga doom wala am nga soxna wala am nga jëkkër mais bëgg leen divertir tout le temps moo waral fecc yi moo waral taasu yi moo waral tëb yi di dal yenn saa yi duñu sax am inspiration mais dañuy obligé di leen bégal dem ci ba jeex donc ñu ngi gërëm encore sénégalais yëpp ci cofeel bi nga xam ne am ngeen ko ci télévision Futurs Médias ci animateurs yi fi ne te kenn ku ci ne dafay drainer du monde la preuve émission bu mënti jàll moo xam sama yos wala yosu yeneen animateurs yi da ngeen di gis ni ko sénégalais yi di apprécier la preuve bu dul ci télé bi yéen a ngi ñuy seetaan ci compte yi nga xam ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi dem ba nga xam ni waxuma rek télé bi mais ba compte yooyu la que muy YouTube que muy Instagram que muy Facebook télévision Futurs Médias moo ci number one loolu nag c'est grâce à vous waaye gàcce ngaalaama itam ñun ñi nga xam ni da ngeen ñuy jaral ñu teg sunuy ego teg sunu yu bëri ngir di leen bégal donc vous divertir mooy suñu objectif ñuy sant bu baax ba nga xamee ni ñu bëri comprendre nañ ko lépp loo xamee ni nag jot na fi am comme erreur ci 2020 bi day doon jàngat pour ñun bu ko defee 2021 itam ñu jéem a demee neneen pour toujours vous faire plaisir waaye du ñu wàññi benn yoon suñuy loxo dañu fas yéene 2021 bi ñu teg ko ci ba mu tàng te duñu ko teggi Sophie mu ngi fii ma petite Sophie Fiso laa ko tuddee moom itam sama xarit la sama xol la voilà Sophie xaritu Fili yaayu Fili Sophie Diatta Ndiaye. merci beaucoup Baye Cheikh. jëkkëram Ndiaye moom Diatta te bizarrement Diatta jëkkëram Diatta Ndiaye la. waaw xoola boobu hasard Ndiaye Diatta Ndiaye dégg nga ko. loo gàtt dégg nga Ndiaye Diatta Ndiaye. wallaay maa moom loolu rek la dëggal. Ndiaye Diatta Ndiaye. wallaay Baye. Sophie. oui. golo du bay baabun dundee mag ñee ko wax. billaay maa la wax loolu Diallo kontaan na ma ci yow de. billaay Diallo maa la gën a kontaan. te tey da ngaa toile encore. waaw Baye mënta ñàkk nag. yaa mun a wane wu nag Sophie faaw ma jàppale temps yi succès bi nga ma jiiñ moom laa jël rek bokk ko ànd ak moom. Sophie yëg nga succès de. succès bi laa jël rek yenn ko ànd ak moom. Baye yàgg li may temps yi da ngeen yëg succès. Baye Cheikh kontaan na ma torop comme li ma lay wax à chaque fois rek yow daanaka bi ma la dalee suivre boobu ñëwaguma ci télé bi su ma meraan sax dama lay déglu su ma la dégloo rek damay kontaan ànd ak no stress déjà rek li ñuy def rek mooy nuyu leen nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp nuyu tonton Garmi mi nga xamante ne ni moom it saa boo ko gisee say xel day dal nga mën a def li ngay def tranquillement ñi nekk ci plateau bi yëpp tamit maa ngi leen di nuyu ku ci mel ni Coro bisu su ma limee damay juum ñaatam Mado comme ni ñu koy waxee macha allah ñoom Exides bàyyiwuma kenn su ma limee bàyyi damay juum kontaan rek la ñuy def bu ñu ñëwee fii taxaw bokk ak yéen plateau bi déjà comme ni ñu koy waxee rek bàyyi su may xëy di ñëw liggéey si sama xol dafay neex damay ànd ak xel mu dal ndax su ma ñëwee famille bi ma fiy fekk te man xam nga bàyyi fu am stress rek wala fu amul ambiance bugguma ndax nay neex rek ñu àndandoo ci jàmm ak salaam ndax fii moom macha allah bi ñu démarré ba tey yéen ñëpp ku ne xam na ni sonal naa leen bisu kaay ñamal ma fii ndax neex na Mado xoolal ma lii ndax baax na rek ci la Bijou Ndiaye moom da koy arrangé day lekkaale moom bu ñuy añ sax day reeraale kii maa la wax loolu xamal yëpp bu leen nettali mukk li xew démb yéen ñi na ngeen ne pat rek yéen ak may xool nag kii non nañ bàyyi noonu rek tey nañ waxante lu baax rek nañ waxante lu baax rek Baye Cheikh ñu ngi dugg na ñu ngi jóge ci 2020 nag Baye comme ni ñu koy waxee fin d'année bi jëm ci 2021 année bi nag 2020 ku ne xam na ni xawoon na métti torop mbas mi fi wàcc di ñaan suñu borom rek saafara ko ñëpp nekk ci jàmm année blanche la kenn du ko waaw comptabiliser saafara lépp rek incha allah Baye Cheikh nit ñi nekk ci jàmm wér bu yaram ngee kàttan gi yàlla sottil projet yi lépp lu waaye sumb rek yàlla jàppale la ba mu yegg incha allah ci barke Seydina Mouhamed Baye Cheikh gis nga naka tey dressé nañu rek suñu table bu simple lii rek pour def benn genre buffet 31 décembre rek fan yëpp nag maa ngi leen doon woon ay repas de fête yoo xamante ni mën ngeen ko reprendre suñu biir kër déjà nii rek am nañu pain de sas à côté quelques fruits am nañu laitue am nañu fromage nag bi nga xam ne waa Jéy Global Food ñooñu ko andil ñoom nag li ñuy yëngu ci agroalimentaire ñoom it jàpp nañ ci cuisine yeewu leen bi bu baax a baax andil ñu ay produits alimentaires lu ci mel na oignon jaune frites am nañu tamit foie am nañu viande am nañu ay ak carotte ak ajaamu Serigne Fallou mi nga xam ne saa bu ñuy dressé suñu table suñu xel dafay dal Baye Cheikh moom it jàppale nañu ci année 2020 bi yëpp du ñu def nag rek lu dul jaajëfal leen ci kanam tuuti rek Baye ñu commencé fi mu ne nii defar nañu monsieur ba teg à côté ci kanam tuuti nag le temps que ngay dem rek ma leen di servir jus yi di leen andil yu sedd yi ñuy déguster tranquillement Baye Cheikh incha allah. pas de canard ni de caviar. ouais. Canard.
saumon des foie fruits de mer. Foie gras. Quand même il en faut quoi. D'accord. bëgg naa foie gras bëgg naa un peu de canard. caviar foie gras. caviar foie gras. canard laqué. ak canard waaw. oh là là Baye Cheikh bu la dara métti yow. bu la fait sucré salé. sucré salé aussi. amul benn problème maa ngi ñëw léegi servir de tranquille. canard à l'ananas. oh là là. C'est ce qu'il veut. Cendrillon teg ñoo bàyyi. merci merci beaucoup Baye Cheikh. yow yii nii da nga koy bàyyi 2020 wala ñu xool nuñ def ak yow. duñu topp sax léegi bu ngeen paree ñu jël leen ci téléphone yi balaa ñuy àggali ak yi ñu leen préparé bilan la daañu recevoir bu ca kanamee ay invité bokk na ci Pape Diouf oui rappelez-vous daaw moom la ñu àndaloon bi ñuy jeexal 2019 ca laa écarté après émission bi mais ren du ma écarté on attend Pape Diouf puisque 2020 bi génne na album international il a fait de beaux duos tey moom la ñu tànn quand même pour mu woyal ñu ci dernière yeewu leen bi ci télévision Futur Média cette émission maa ngi koy animé depuis plus de 5 ans et que chaque année ak couleur am et jamais ngeen réccu ko ndax yéen a ko plébiscité au départ comme première matinale fii ci Sénégal nekkatul sax matinale puisque quelques mois ci ginnaaw ci la ñu commencé di leen proposer une première partie boo xamante ni rédaction bi ci boppam moo koy présenté muy info matin ñoom nag bu ñu paree boori 9h ñun ñuy doog a ñëw dem ak yéen ba 11h30 11h30 toujours Amina Poté moom mooy ñëw gunge leen entre 11h30 ak 12h30 ci télévision Futur Média tey du ñëw ndax ñun dañoo fas yéene xaabaabal mais elle vous retrouve ci après-midi bi pour seetu bi bu exceptionnel tey mooy dernier seetu bi bu 2020 donc Amina Poté elle se prépare pour ça en attendant ñun ñooy ubbi bal bi tey ci 31 décembre 88 628 20 20 wala 88 628 72 86 wala 88 628 04 05 ak 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 ban téléspectateur mooy njëkk a dugg tey ci suba si ñu terale kook enveloppe bu duun je rappelle que région yëpp tey am na lu bëri lu ngeen mën a réveillonner puisque tey le 31 décembre dañu bëgg yokk lañ daan joxe bu dee 200 000 lañ doon maye tey daañu may ay enveloppe bu 250 000 daañu leen may ba ngeen bëgg à condition ngeen woote mbir mi nag du jeu concours du lu ngeen di gagné lu ñuy maye la waaye dañu ko réglementé nii pour au moins ku ne mën cee dàq wërsëgam bu doon séddale kese la dina am ñu ne awma dina am ñu mer waaye dañu bëgg rek ni ñu ko defee nii ngeen jël seen yëf comme ça ngeen mën a kontaan ci groupe Futur Média moo xam télé bi moo xam rajo bi moo xam suñu site internet moo xam suñu yéenekaay bii di l'Observateur en tout cas ci bànqaas yooyu yëpp fenn fu ci nekk am na lu ñu leen jox pour ngeen mën a jeexal 2020 en beauté ñu dem ci tableau bi jël téléspectateur bi njëkk a dugg tey ci 31 décembre bi 88 628 20 20 wala 88 628 22 22 04 05 ainsi de suite je pense qu'on peut amener le café ah mën nañu indi café gi bu ko defee xale yi naan tuuti café moom remontant la xale yi nañu remonté wu tuuti ñu ngi gërëm Alaaji Sidi Jaxate mu baax mi moom nit ku baax la waaw Alaaji Sidi Jaxate nit ku baax la nit ku baax la waaw jaxate kabe yéeri ñu ngi koy nuyu Sophie ñu ngi nii tamit Modou Ndiaye Papa Jibi Modou Ndiaye Rahma moom mënuñu koo bañ a nuyu di nuyu tamit Moussa Faye Moussa Faye borom Proma leader Moussa Faye nit ku baax Moussa Faye sama xarit la waaw moom Moussa moom daal man moom laa bëggoon def sama homme de l'année waaw moom Moussa Faye moom xam na man xam naa tonton mag xam na donc Moussa Faye man mooy sama homme de l'année mais tey nag damaa bëri ay homme de l'année xale yi laay bàyyi ba ñu wax li ñu war a wax yëpp bu ko defee mag El Hadj Mbaye Garmi ñu beru def yëfu mag gërëm suñu ay homme de l'année déedéet kenn duñu topp xale duñu topp am nañu ay homme de l'année ay homme de l'année de Mbaye sa premier homme de l'année waaw Ousmane Noël premier homme de l'année mooy sa homme de l'année
mu ngoog ayca na ngeen woote léegi nii comme ça ñu teral leen 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 région yaa ngi bu ngeen tànn rek am na lu fa nekk gaaw leen bu ko defee ñu nit ñu mën a àggali sunu waxtaan parce que jotaay la ñu def pour jeexale ko 2020 ñu ngi xaar Bouba Ndour directeur programme bu yeewu leen laa doon waaj a wax directeur programme bu télévision Futur Média producteur bu yeewu leen bu ko defee moom it il fera son discours à la nation barki démb bu Fou Malade jooyloo na ko waaye dëgg rek la ko wax yenn saa yi maak moom ñu xare waaye lu ñu xare kenn du fàtte ni xol ba dafa rafet buuba nag da ngeen koy séen te xamu leen ko mais nit ku baax la maak moom fan yëpp juboowuñu woon ñu ngi doog a jubóole ñu ngi ñuy doog a jubóole nii lañ daan rombante du ñu nuyoonte waaye bu ma xoolee ma xool ko rek da ngay xam ne ñaar ñi du ñu bëggante waaw dañ daan xoolante ci ay bët bu ciipatoo ma xeelu wala bu xeeloo ma waaxu Bouba Ndour laay track ni waaw donc il sera avec nous tout à l'heure ban téléspectateur mooy dugg ci téléphone bi léegi nii ñu wéef ko sa xaalis nag yaay borom te loolu wéef moo ko wax 88 628 22 22 par exemple bu ngeen wootee bu ñu leen mayee sax 300 000 dañ leen koy wéef immédiatement Mister ak Mademoiselle Cadeau ñu ngi ci ginnaaw pour di leen wéef xaalis yi nga xam ne ñoo ngi leen koy séddale ci télévision Futur Média allez premier téléspectateur ñu jël ko léegi nii allo. allo oui. kooku. man la Fatou. yow la naka Fatou. Diallo. ah Fatou Diallo waaw Diallo jaxate nga wax mais Diallo mooy jaxate bambara yi loolu la ñuy wax Diallo ni jakite si di be nanaa ni sàngare ah Ndiaye. Ndiaye Traoré Ndiaye voilà allo. oui. nga ni Fatou Diallo nga tudd. waaw Fatou Diallo. Fatou Diallo yaa ngi dëkk fan. ginnaaw raay. ginnaaw raay nga dëkkee naka waa Pikine. waaw ñoo ngi fi. ko ñu Mame Diarra Fam nga dëkk wala ko ñu Pape Diouf. non ko ñu Ablaye Diop. ko ñu Ablaye. Diop. Ablaye Diop ban xaas wala. non Ablaye Diop maire Pikine. maire ginnaaw raay. Ablaye Diop maire ginnaaw raay. waaw. dëgg la yàqul dara ca ginnaaw raay kooku mooy Ablaye Diop déedéet dund na ko baax de Baye Cheikh maire ginnaaw raay très bien moom su ma déggal baax mënu maa noppi kooku tam ci sa homme de l'année yi la bokk dugal naa ko ci Ablaye très bien allez Fatou Diallo waaw ban région nga bëgg a tànn ñu ubbil la ko la fa nekk yow yaa koy moom Diallo Kees rek baax Kees lu tax nga tànn Kees Kees musuma faa dem waaye dama kaa bëgg rek da ngay dégg Kees waaw dama koy dégg mu neex ma lool. ñaatam de nitu Thiès la. man tamit nitu Kees la. Exay Dex nitu Kees la. ak man dëgg la. Corombaar Ndiaye xombol nitu Kees la. ak kan Mamadou Ndiaye itam nitu Kees la. Bijou Ndiaye it nitu Kees la. Bambe. Idrissa Seck homme de l'année nitu Kees la. Saa neex nitu Kees la. Adja Kine Diouf Yatma nitu Kees la. Adja Rokhaya Diakhaté nitu Kees la. Mon ami mon frère lequel. waaw mon ami mon frère aussi nitu Kees la. Yacine mii boo demee nitu Kees la ndax yi nitu Kees rek ko koy def nit ñi toog kii mu ngi daaneel suukar si kii mu ngi daaneel suukar si kii waa Kees yi def yii barki démb ñëwee naag mousquetaire tey ñëw na robam te ñu ngi koy xaar boobu ba tey xam nga kii dafay tooñ maa ngi ñëw léegi nii ci 2021 bi c'est vrai que tu as été mon amour mais 2020 tu as été mon amour mais 2021 bi moom voilà allez un autre téléspectateur astafurlah pare gu mag kii voilà Fatou donc Thiès nga tànn allez xaaral ma indil la région de Thiès ci kanamu écran bi et j'appuie voilà on est très professionnel là technique bi yëpp ñu am c'est grâce aux équipes techniques bu télévision Futur Média directeur technique bi tonton Mac Kor Khady Gueye ñu ngi koy gërëm waaye gàcce ngaalaama Ndiaga Ndour mi nga xamante ni télévision bi jaral na koo dem ba Chine jaral na koo dem ba Amérique jaral na koo dem ba Guadalajara fu mu dugg gis ni dëkk boobu boo fa demee am matériel bu mucc ayib juste pour vous faire plaisir yéen téléspectateurs yi daf koy def donc moom ñu ngi koy gërëm bu baax Fatou Diallo Thiès a ngi nii boo buggee ma ubbi léegi ma ubbi
Allez, bësal naa la Thiès et on décompte ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Voici ton cadeau. 200 000. Fatou ñeent fukki junni. Ok, merci. 200 000. Merci. Eh waay bete président merci. ci 200 000 yoo foogul woon. Xanaa kontaan nga. 200 000 yow yaa ko moom xaaral ñu wéef la ko léegi nii ci tàng bi fi nga taxaw. ne quitte pas ñu wéef la ko joni xanaa looloo neex. ne quitte pas léegi ñu wéef la ko joni. Allez, Mister and Mademoiselle Cadeau, est-ce qu'on peut les voir derrière bu fekkee mën nañu wave Fatou Diallo 200 000 mu dem récupérer xaalisam nu mu gënee gaaw mën cee Bidion est-ce que jot nga message wave bi Fatou. waaw. est-ce que jot nga message bi jot nga wave bi. non. xoola vérifier. jot nga ko ay te liiral. Vous venez de recevoir 200 000 de l'eau Teranga Sénégal. waaw. GFM via Wave. Voilà, grâce à la région de Thiès merci Fatou bu la neexee nga woote waat soo bëggee ñu dolli waat mën nañ la may téléphone portable bi xew iPhone 12 Pro Max wala ñu may la Wave laa doon waaj wax mais Samsung bi ñuy ibbi sama xel ne ci lool Fold bi voilà donc yàlla na nga ko am dégg nga. Amiin waay. Bonne journée et bonne année. Merci beaucoup. Bonne santé, bonne ananas. Voilà, bonne année, bonne santé, bonne ananas. Vous vous rappelez de ça, non? On a tous un jour chanté ça et que tey dañu bëgg gunge leen ba ngeen jeexal 2020 en beauté. Il s'est passé tellement de choses mais 2020 bi pourtant yi xew yu bëri Yacine Sey daf ñu ci doon alerté dinañu ko jox kàddu gi dans quelques minutes ñu jëlaat beneen téléspectateur parce que tey dañoo bëgg a joxe maximum de téléspectateurs waaye nag bu journée bi neex mukk ba ngeen fàtte ni Youssou Ndour ak Super Étoile ñu ngi waaj fii tey ci guddi voilà bu bis bi neex ba ngeen fàtte loolu à partir de enfin déjà ne zappez pas à partir de là attendez ñun ñëpp bu ñu paree muy yeewu leen bi muy wareef Evatra ak Mamadou Ndoye Bane ak ki nga xam ne ni mooy Mami Diop Linguère ak ki nga xam ne ni mooy Amina Poté Koutia waa rédaction bu ñu paree ñun ñëpp nag dinañu leen jox fii tey on sera à cheval tey ci guddi entre RFM ak fi nga xam ne ni mooy TFM fàtte naa ne du fii tey grand bal la mais bon fii tey bi la ñu tàmmaloon 2020 fii tey bokk na ci programme télé yi marqué sénégalais yi parce que c'était la première fois ñu am programme bu mel noonu Youssou Ndour di ñu fekk chaque samedi ci sunu ay biir kër di ñu tëggal Youssou nga xam ni daf ñoo bercé Youssou nga xam ne lu mu woy neex nañu te lu muy gën di jëm mag ay woyam di ñu gën a neex su ma waxee rek ngeen foog ñi li ma koy liggéeyee la tax waaye man melomaan laa te Sénégal laa dëkk te moom it ku ne xam na ni mu ñu yàgg bégalee moom Youssou Ndour ak Super Étoile Mbaye Dieye teel naa ñuulal démb rek gis ngeen ko ci journal bi Etifor ba pare na moom waxuma la suuga daddi rek waaye suuga artiste la ma ngay wàcc Maam Ndiaye teel na ko paaseel te Mbaye defe naa ñaari mbubb lay def tey xale yi sax dañoo bëgg a mel ni Mbaye Dieye musuma gis loolu Mbaye dafa teel a ñuulal démb la ñuulal démb ci journal bi Mbaye dafa teel a ñuulal seetaan noo ko xanaa soir d'info moo ko arab mu tuuti mi mais Baye Cheikh say na tamit ci la moo tax xale yi tuddee ko xale yi dañu bëgg a mel ni Mbaye vraiment suuga daal teeloon na ci Mbaye tata Maam Ndiaye bu fair play ul loon kon xeex lay dëkke mairie ñëw na Cendrillon jóg leen ñu accueillir mairie waay nag jóg leen accueillir mairie est là tu as vu je te fais le même coup bu ñu defoon Yacine la dernière fois et tu sais quoi ñii xale yi def nañu ko tey suba bi may ñëw damaa leen bëggoon songu xeex damaa dugg si ñoom ñëpp ñu tàccuñ leen ma mairie la jógal Diouf day yokkaat Cendrillon Diouf day yokkaat nag Diouf day yokkaat nag Veuillez vous asseoir. Merci très cher public. Je suis très content de vous recevoir chez moi.
maa ngi doog a yeewu nag café baa ngi doog a def effet bi may liggéey si dama leen fa seen kanam dama dugg si rek Coro Mbaar Ndiaye yooxu Mado ñu may snap di ma whatsapp di ma dugal ci ay affaire mais dama fas sama kanam mais bi ma demee ba émission bi jàll ci la comprendre Yacine a raison je suis super bien habillé applaudissez-moi waaye gaz bi moom kooku du lakk rek lu mu la waxati bu ko gëm et en plus est-ce que xam ngeen ne ñun TFM dañuy inspiré ñu bëri au-delà de programme yi ñu leen di inspiré dañuy inspiré ba ci sañse da ngay xool par exemple xale yi bu ñuy xëyee yeewu leen bu ñu sañsee rek yéen da ngeen di am inspiration pour li ngeen di sol seen ay biir kër et c'est bien parce que ce que Bijou a porté c'est une très belle robe toute faite la ma jox nag robe xale yi ñu jaay si HLM. oui lu ne waaye lii sax jàmm na nag lu neex a ngi nii. toute faite la sol. Bijou nee na ma jóg tonton mi ne ko toogal ba ñu wax la ko. sama doom ji Jili may leen Jili daf may filmer xaar leen bu leen def bruit on est en train de me filmer là arrêtez de faire du bruit toute faite bi moom du ma topp 2021. déjà baax na Bijou. ban téléspectateur mooy duggaat léegi nii comme ça ñu teral ko ci Teranga Sénégal 88 628 20 20 voilà merci petit maa ngi ci sama doom di Jili Jémé moom tamit homme de l'année ci homme de l'année yi la bokk parce qu'il s'est marié yow 2020 nga marié wu c'est bien donc 2020 neexoon na pour yow parce que ñun ñëpp mënuñu jàpp ni 2020 dafa naqari am na ci ñu mu neexoon voilà Bijou a eu un bébé Mamadou Ndiaye a eu un bébé Jili Jémé c'est marié voilà voilà donc ñoom rek seen 2020 neex ñun ñi ñëpp dañoo afa sax ñoo doon buggante c'est vrai ah waaw c'est vrai yu ne muut voilà c'est vrai. ami forcé bi ak menace yi ci ànd tamit du ñu topp de. waaw menace yi Liberty. Penda. Elle s'appelle Penda. Penda merci pour Penda. waaw merci pour Penda. allo. dépense bi doy na. xale yi dañuy fàtte. dépense bi doy na. dépense bu mat. dépense bi doy na. dépense bu mat. ceeb bu ñor xom. moomu puloox. allez 200 000 la ci joxe léegi nii ñu jël beneen téléspectateur mon ami mon frère retourne Thiès à sa place merci allo. allo oui. kooku. man la Songe Diouf. yow la. Songe Diouf. Songe Diouf. oui. loo bokk ak professeur Songe. sama turandoo la. c'est bien moom c'est un intellectuel un professionnel yaa ngi wootee fan Songe. maa ngi wootee Kër Massar. Kër Massar ci fan Songe. cité Aïnou Madi. bu xaalis bi neex ba nga fàtte ni Youssou Ndour tey ci guddi day grand bal en direct dégg nga. incha allah. waaw bu sa 31 neex ba nga fàtte loolu. non doo am sax doo am. waaye tey dëkk bi dina yëngu de xale yaa ngi waaj live yi de si dee ngay waaj waale ngay waaj Youssou ngay waaj tey Sénégal dina neex waaye bu seen 31 neex ba ngeen fàtte grand balu Youssou Ndour bi. inchaallah mu ngoog ban région ngay tànn. Fatick. li may ma café ma remonté wu fan Fatick. waaw lan moo tax nga tànn Fatick. non parce que séeréer laa en premier lieu. séeréer nga en premier lieu deuxième lieu. le président habite à Fatick. waaye troisième lieu doom nday. dëkk bi tamit séeréer yaa ko moom waay. quatrième lieu. non quatrième amul. ba nañ bàyyi ak kanam rek. ok d'accord yàlla baax na donc Fatick mooy région bi nga tànn ma indil la Fatick ci kanamu écran bi voilà. d'accord. yaa ngi tudd Songe Fatick dëkku président Macky Sall ñu ngi koy ndokkeel li sama rakk ji wax sànq rek ñoom it jéem nañu wala ñu ngi jéem tant bien que mal di indi ay mbir ci réew mi donc Fatick dëkku ministre des sports nit ku baax ki Matar Ba ñu ngi koy ndokkeel bu baax Fatick bëri nañ fa ay xarit mais daal vraiment ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel dëkku président Macky Sall la moom ñu ngi ñaan yàlla dëgëral ko donc Songe. oui. ma ubbil la Fatick c'est ça. 5. allez. teel naa décompter di 5 voilà décomptez avec moi 5 4 3 2 1 voici ton cadeau 100 000 bravo. 100 000 nga fekk région de Fatick mon ami Songe bravo 100 000 baax na. 100 000 baax na kay. oui 100 000 tey ci 31 bi loolu defe naa am na solo.
allez merci ñu ngi lay gërëm bu baax merci Songué. beaucoup de téléspectateurs ñu bëri la ñu bëgg a jël maanaam yéen ñi xëy àndandoo ak ñun en direct ci télévision Futur Média 88 628 22 22 wala yeneen numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi ku dugg rek nga tànn benn région boo tànn mën nañu la fa may la nga fa fekk te immédiatement dañu la koy wéev Songué bu fekkee yaa ngi ba tey ci ligne bi est-ce que mën nga xaar ñu wéev la ko Mister wala Mademoiselle Cadeau ak équipe am ci ginnaaw mën nañu la wéev léegi nii 100 000 yi nga xamante ni moom nga fekk Fatick dëkku président Macky Sall Songué allo Songué allo Songué réew mi kat daa bëri ñoo xam ne noonu la ñuy waxee te fii la ñu dëkk sama benn xarit nee naa ko man maay góor gi ci ruq bi mu ne ma quoi góor gi quoi góor gi ruq bi c'est quoi te fii la dëkk de mu ne ma góor gi quoi damaa am choc booboo ma jàpp ba tey mu ne ma góor gi quoi ma ne ko góor gi ci ruxu bi mu ne ma ça veut dire quoi donc ñooñu ñoo naan Songué est parti Songué dañ ko Songué mbaa demul mais bon de toute façon dañ koy wéev xaalisam parce que am nañu numéro téléphone am tànn na région ba fekk na fa xaalis te ñun numéro téléphone bu dugg rek dañ koy am ci écran bi donc du coup perdrul xaalis biñ ko may 88 628 72 86 pendant que ngeen di continuer di dugg ba ñuy jëlaat beneen téléspectateur on va en profiter pour saluer ma petite cousine Yacine ñu ngi lay nuyu borom alam bi elle sensibilise toujours ci wàllu sécurité di sensibiliser toujours ci wàllu environnement nag dafa am solo yu bëri mu ngi ñuy dal ñun doomu aadama yi ci ñàkk protéger environnement suñu ñàkk xam-xam ak ñàkk Pastef ak farlu ci façon bi ñu war a traité toppatoo environnement moo ñuy dal mais heureusement qu'elle est là pour sensibiliser ma petite cousine Yacine maa ngi lay nuyu di la ziar bëgg lool ci jeexal 2020 bi ak yow. maa la gën a bëgg Pape Cheikh dina wax nag ne macha allah tuuf sa sañse baax na xaw ma kan moo la habillé mais tarkal la. mais plateau bi tamit ala daw me na bëgg naa muy bijou coxo ñëpp a yéeg ba mu baax macha allah. Mado macha allah mais sañse bi macha allah ak góor ñi macha allah di nuyu aussi ji dital ci nuyu bi. Pape maa ngi lay nuyu bu baax El Hadj Mbaye Garmi di la jox sa wàccuwaay mais di wax rek asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu di nuyu bépp kilifa diine ak aada boo xam ne yaa ngi yeewoo ci réew mi mais l'ensemble des téléspectateurs de la télévision Futur Média di leen wax bonne et heureuse année di wax ne effectivement Baye Cheikh yàkkamti nañu 2020 bi jeex parce que li fi passé ñëpp xam nañ ko muy Covid bi nekk benn feebar bu wàcc si suñu kaw bu bëri fitnaal nit ñi am stress début bi laal économie bi laal vie sociale bi tout ce qui était fête tout ce qui était vraiment luy tax nit ñi di joyeux mu Covid bi ñëw na arrêté ko mais dama jàpp ne rek 2020 bi yàlla dafa wane boppam parce que kilifa yi fi wàññeeku gënuñoo mën a jaamu yàlla ñi fi bàyyeeku gënuñu ñoo am tur macha allah liñ fi liggéey ak li ñu bootoon ci seen gannaaw kenn xamul nu mu toll yàlla nag moo wane boppam te day faral di wane boppam donc dañuy dellu rek di ko sant di tuub di ñaan nag 2021 bi ñu jëm Baye Cheikh nekk année mbégte comme ni ko nit ñi waxee Covid bi jóge fi économie bi jógaat ba li nga xam ne dëkk yi mbëbët nañ ko yàlla jàppale ñu ci ñu àggale ko man nag comme tu dis 2020 effectivement alam bi muy sécurité muy environnement finalement même dama doon faral parfois di jaaxle parce que dinaa jël thème débattre ci wax ci une semaine après wala 10 jours mu am voilà finalement après sax dama doon wax mais qu'est-ce qui se passe mais bon sant yàlla la parce que dañoo am benn mission te mission bu la yàlla jox rek da nga koy jéem a teg ci yoon ñuy jéggalu bu baax na su fekkee dafa am ay manquement parce que dañuy jéem a defar rek di jéem a dab mbégte téléspectateurs yi di ci jéem a jaamu yàlla di ñaan nag 2021 bi ñu gën a indi yu bees gën a waxtaan parce que ñoo ngi jëm ci exploitation gaz pétrole bëri na ay impact yu mu mën a jur fii ci réew mi ak ci Afrique ñu ñaan yàlla jàppale ñu ci rek ba ñu mën a àggale mission bi incha allah.
environnement bi. effectivement que tout le monde pense environnement. comme ni ma koy faral di waxee dama koy wax ci tubaab mais suñu bébé daal depuis biñ ko jàngee xam ne nit ñi li ma njëkkoon wax na ma ne ndekete lii lu ñëpp war a xam la c'est pas que mënuñu ko woon defe ne mais dañ ne sensibilisation dafa nekk lu important nit ñëpp war nañoo tey xalaatee environnement donc l'environnement comme ni ñu koy waxee dañuy am objectif ñëpp def ko seen mbir incha allah. voilà mu ngoog donc Yacine Verdure Merry Diouf Merry tey da ngaa bëri kersa de. waaw tey dama xaw a kii rek. da nga xaw maag waaw li ma dal moo la dal quoi. waaw même man tey dama yeewu xam nga yaram bi xaw a diis. dama xaw a naga rek waaw yeewoo guma tuuti. waaw mais léegi nii dose bi léegi mu ñëw. jox leen ko ci café gi waaw. jox leen ko ci café gi waaw café gi war na. café. ñoom ñaar ñi de xam naa ni léegi dañoo xaritoo. ay xarit de dañu léegi. li ngeen xamul de mooy café bi daal nii la mel. xarit juddu na de mbay. da ngeen xaritoo mbay xarit juddu na. nii la mel de. xuloo rek la ñu dëkkee. da ngeen di xare. xuloo rek la ñu dëkkee. jox na ma café gi waaye café gi daa vide. amul dara mi ngi nii de lii nii lay def. yow en tant que waa classe Exidex. yow tamit keroog fii si mardi bi nga ko miimal Exidex. ba ñu régler problème boobu nga ñëwaat di ko indiwaat 2021 moom loolu du ñu topp. waa classe bi du la topp waaw 2021 moom waa classe bi du ñu topp waaw. ex da laa lakkal. daf ma lakkal. mais en tout cas daal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di nuyu aussi suñu téléspectateurs yi nga xamante ne chaque fois bu TFM defee plateau wala leneen ñu topp ñu ndax aujourd'hui si on a un leadership c'est grâce à vous chers téléspectateurs mais aussi grâce à vous chers internautes ndax duñu leen fàtte ñëpp xam nañ que ne 2020 Covid jaar na fi il y a eu beaucoup de décès mais qu'on le dise ou pas c'est aussi l'année du digital parce que digital wane na boppam wane na importance am te wane na ne aussi am na yenn problème quotidien de la vie yoo xamante ne moom mën na ko ñëw régler et li ci gën a neex mooy que ne suñu jeunes yi en tout cas nekk fii Sénégal wane nañ seen mënin à travers lépp lu ñu daal di créer pour mën a xeex li nga xamante ne moo di mbas bi. am na robocar am na machine à laver pour gel yeeg et cetera donc loolu tamit mu nekk une révélation laa ko mën a wax entre guillemets de li nga xamante ne suñu xale yu ndaw yi mën nañ ko ci côté science bi ak côté technologie bi réseaux sociaux yi yëngu nañu lu ne xew na fi mais daal ñuy ñaan jàmm ñu finir année bi si jàmm commencer 2021 si jàmm passer 2021 si jàmm encore et mu fekk ñu ñun ñëpp ñu tal ko mën ko suñu poos fees suñu santé baax lii laa wax Cheikh ba suba. voilà 2020 voilà 2020 moom. mbaa yéen nit lii ngeen wax. waaw ñun tam loolu la ñu wax waaw. kon baax na. yow yàlla baax na mbay. tàmbalee fa ma ngi rek problème mais yàlla waxul kenn dara awa la ñuy xaar mu installé wu amul problème mënoon na sànni saagam rek toog noonu waaw elle a fait ça voilà awa gars yi. maaleykum salaam. Hi First Lady, how are you? Hi, bye. You good? Yes, I'm good. kii nii la mel ne man maa ngi jooy mairie. pareegu ma awa am nu mu ñëwee amul problème. yeah hi bye ma ne ko hi First Lady, how are you? But you know what? Tey dama kontaan dama gën a kontaan. Yeah. Everybody is looking beautiful, mashallah. am na ku ko ne anglais yi neex na taay dafa gën a yokk mooy. mu ne la da doon olofal sax mais léegi ñàkkul ni bu woo na ko ci pet. ne parce que TFM bu ñu la woowee ci bureau. yii boo génnee da ngay foog ni. bàyyi loo wax. yow yaay prophète. dañuy jëw nii en direct je te jure. Why anyway, Hi, love baby. the plateau. Hi baby. Hi my love. How are you? I'm good, thank you. yow émission da la rek plateau. émission kay rek. da nga war a fay yow da nga war a commencer di fay. man su may wax day am pression bu ma pare wax. day bañ nga wax lu rëy. You know, Yeah, it's a pleasure. Yeah.
man it's a pleasure once again pour ñëwaat join at the family. ex nam naa la ñaatam Coro sama xuloo waale j'espère que dinañ juboo 2021 incha allahu rabbi def xuloo waale man ak yow parce que I don't know man aw maak yow benn problème waaye yow danga am ak man problème I don't understand te man I love you léegi nag Coro man I love you so much du dëgg man kay love you bi laa mas di dund di pour wax lii daf ma tiital ba xaw ma lu ma war a wax maa ngi ne ngam rek di xoole dafa am ku ñu bàkkee Ngaaka Blindé ak Dip I love you so much Awa Gaye dañu woon yomb te xam ne ñun fekkee nañu boo ko weddee ci kanamu téléspectateur yi lii Awa di wax ñun fekkee nañ ko loola la nga ni da ngaa toog télé noonu Awa lim la wax mu nga ni waaw loolu la léegi li nga fekkee wax ko yow écartel nga Awa Gaye ba tàyyi kii bu ma ko écartelé rek liggéey la bu dul liggéey du ma ko écartelé waaw kon tey loolu moo ko tax a wax liggéey bee tax nga foog ne loofu ma la non actually damaa bëgg liggéey bi ànd ak rigueur rek fii amul kii non man dama waar you know what mën ngaa fay rek mu takkee you know what you know what but I just let it slide sombi bi neex na rek mu ne alma géej gi ma dugal ci mais bàyyi listen I just let it slide she abuses no I let it slide yow kii she abuses cere ji neex na rek ma ne tànk laa ko mooñee she abuses dama xam nu ma koy yëngale instant bi dama ko doon yëngal of course waaye comme ni ma ko jey na ba yegg si nañu jóg accueillir ko yow tam man ngeen fi fekk noonu ngeen di jaay ndaanaan damay dëggal seen ndaanaan jey na ba fi ndari fi jóg leen accueillir ko Jeynaba kay toog la ñu wax Ali Nguy xaw ma Antoine tere de rassemblement mais nañ ko def rek luñ ci góobe gar ko Jeynaba foo bëgg a toog rek ba pare sa sañse bi dafa nuroog photo yi Jeynaba non viens pas non Mamadou toogal grave ma Jane viens t'asseoir là non chérie viens là mon amour mets-toi là est-ce que xaj na noonu rassemblement dañ koy tere de ok d'accord voilà assis-toi ba plus Awa dagg nañ sa nuyoo bi de nangu ñu dee baalal rek dañoo seen Jeynaba rek ñu daal di dagg lépp actually maa ngi yow dañuy dem Gambia of course waaw waaye comme li ma ko waxee woon rek di leen nuyu again kon kontaante la ma war a ñëw toog ak yéen ndaxte ku xool xam na ne man ama Gambien dama jóge Gambie ñëw sëy si fii exactly Sénégambien but bi ma ñëwee fii ba tey di remercier Bouba Ndour bu baax a baax parce que bi ma indee si famille bi ba tey rëccu ma ko benn yoon ndaxte every time su ma yeewoo ma ñëw TFM wala ma war a ñëw TFM damay kontaan dafa am benn énergie boo xam ne dama koy ñëwaale fii te su ma fekkoon ne dama ñëw ku nekk téye boppam am noo ma xëjaloo ma ko noonu xëj na du ma doon xëj ak Bouba no matter how much he try pour def ma xëj soo la ma xëjalu toon kon du ma xëj di leen wax rek guys thank you so much I appreciate you guys and I love you and I will always love you def naa émission bu nekk to be honest waaye équipe yeewu leen bi nga xam ne moo tax ma gën a firi samay mbagg man moo tax ma gën a comfortable amul parce que bi ma ñëwee Baye Cheikh bi nga xam ne duma ko fàtte it was on a Wednesday mercredi la woon Bouba woo Baye Cheikh si bureau ne ko dénk naa la Awa boobu ba tey Pape Cheikh dafa dem sa ba benn kersa nekk sama diggante ak moom benn cër boo xamante ni daf ma ko jox eneen ma joxaat ko baag parce que toujours he's trying to protect me toujours mi ngi try pour ne ma Awa defal li waxal li day sourire ak man am na nu may accueillir su fekkee dama ñëw down sax damay am that energy su ma fa jógee nag Bijou Ndiaye moom oh my god girl you are adorable Mado fii Maymuna moom dafa mel ni dama ko xam téeméeri at ñaata Mamadou Ndiaye everybody literally su ma limee damay bañ ma juum tonto Garmi waaye I really wanna appreciate sénégalais yi nga xamante ni dañ ma accepté ñoo la like parce que tey no matter how much yéen ngeen like ma and sénégalais appreciate tuñ ma kon noonu xëj na parce que tamit no matter what Télé Futurs Médias li sénégalais yi neex moom moo leen neex ba tax na man xam naa ne man maa leen neex sénégalais yi and thank you guys and thank you Gambia kontaan nañu ci yow Mbaye jërëjëf merci our guy yeah thank you so much mais nag Baye Cheikh xam nga Gambie ak Sénégal dañuy benn réew
ànd bi dafa yàgg. hélas baal ma musuma laa bëgg a dog. waaw te loxo Garmi yi nga téye. nii la ma mu ngi Garmi ngi seetaan. Pape An bu ñëwee nga téye loxoom. Assane Seck bu ñëwee nga téye loxoom. Garmi bu ñëwee nga téye loxoom bëgg nga mag ñi nag. kii de barke yoon yow bëggoo xale. kii de Baye Cheikh. nan bàyyi noonu rek. nañu bàyyi noonu kay nañu bàyyi mu sedd. hélas waaw. xam nga Sénégal bi dafa yàgg Baye Cheikh. ñu yàgg ànd ci àndin wu rafet. benn dëkk la. boo ñëwee tabbi fii ci Sénégal wala nga tabbi Gambie. sant yi nekk fii ñoo nekk Gambie. te da ngay xool rek diggante ki nga xam ne kii mooy président Gambie ak président Macky Sall. benn dëkk la dañu mel ne ñoom ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. dëgg la. li Daouda Kairaba Diawara nekkoon. àndoon ak président Abdou Diouf. bi Macky Sall ak ki nga xam ne moo fi nekk dafa mel ni benn. kon ku fa ñëw dañ la war a accueillir tàllal le bras ouvert. tatagal la. rawatina yow ne bi nga accès da nga yokk. ba pare nag baax. ba pare yaru. looloo tax nag dëgg-dëgg ñépp accompagner la. ànd ak yow ci li nga ànd. elle est contente en plus. vraiment. booba dénk na la Pape Cheikh. mais bu la Youssou Ndour dénkoon Pape Cheikh te nga ñëw yaru woo du sotti. bi nga ñëwee da ngaa yow ba pare nag macha allah di ree di waxtaan di tàppante ak nit ñi. te nun Famille la nu mbay. nun mbay dañuy lëkkaloo di waxante yu baax. ci yooyu la nu nekk. te nag tamit dëgg ci nun nag. ah oui koo ci xool xoolam. sopp na ki mu nekk. wallaay la si. bëgg na ko yéene na ko jàmm. te loolu yow tamit bi nga ñëwee loolu rek nga def. kon ñu ngi lay wax ne daal dëgg na at yi bari. na at yi bari. amiin amiin mu ngoog. yow tamit yàgg fi lool te wér. I am happy bye. I'm just excited. waaw garaaw léegi tegal micro bi am day tooñaale moom it. Baye Cheikh. bu ko génneel. Baye Cheikh na xam nga tey lan la jëlee. toroxal nit ñi. ñoo jëw bu sew. waaw damay jëw waaw jëw bu sew. bu gàtt soo ba tey man mi taxaw moom bay ñoom ñoo ma dàq jëw de xanaa xamoo leen. mais xamuñu dama am ay bëtu fii. des fois damay toog concentré wu ci émission bi tourné Bijou Ndiaye day jëw. Codombaar Ndiaye day jëw Mamadou Ndiaye day jëw. Mado nag buggul ku ma jëw. muy mun a sa yenn saa yi mu kii mais buggul ku ma wax dara. jeena ba Seydou ba nag di nding keebaa la. quand Fori Ba ngoogu anamu yow moom. xanaa woowu leen ko ci émission bi. woo nañ ko kay. elle était un peu malade. elle a fait def na émission démb non ak yéen seetu bi. Ah, c'était mardi dernier. J'ai plus la notion du temps, c'est l'âge qui fait ça. Bessel woowee ñu ngi koy nuyu. moom tamit xam naa bu fi toogoon dina joxe message yu fin d'année comme ni ko équipe yi di defee kan mooy wax noonu ak man wala kan la. Ah c'est toi xam c'est l'âge. âge yi lay def. je te jure ah. âge day def yi ah yaa ngi toog sama wet mais xamu ni woon yaay wax ak man. Ma Diène c'est un plaisir de te retrouver. Dieynaba Seydou Ba ah. en tout cas nee naa gàcce dafa maa xaw a jàpp. pourquoi ma de. pourquoi. ah ñii ngi rey ñii ngi rafet fële na le man ma ñëw sol sama col roulé ñëw toog. pour yow da ngaa ñaaw. non non damay préparer 2021 parce que dama nar a xeex ak moom. non mais li nga def nii donc il fallait que ma jeexal atte bi. tu es magnifique tu es trop belle. loolu laa bëggoon dégg nag. tu es trop belle tu es trop belle. tu es trop belle. xam nga nit sax wane wu nii. non mais sérieusement Non mais sérieusement je voulais vraiment venir ak vraiment paillettes mais comme que sama 2020 neexul donc il fallait que ouais non voilà 2020 bi neexul bon 2021 bi bon janvier bi inchallah yal nañu yàlla may surtout corona bi wàññeeku fi bu baax a baax parce que Pape Cheikh bi fi corona bi jógewul suñu activité du baax lu ñu sax bëgg a def ci wàllu affaire u télé du mën a nekk voilà surtout ñun courtier yi donc il faut sama concept sol tenue combat pour jàkkaarloo ak at bu bees bi fas yéene raak comme ni ko xale yi di waxee waaw dañoo fas yéene donc raak donc di leen nuyu yéen ñëpp ko jafe daan mooy ennemi boo gisul Covid ennemi boo gisul ba ma xas jeex na Inch'Allah li moo taxoon ne fallait pas manquer donc cette dernière émission Pape Cheikh de l'année c'est la dernière de l'année oui la dernière comme on a l'habitude de le faire chaque année mettez-le tout le temps di ànd ak yéen ce matin quand j'ai lu les messages de Mado aussi groupe bi j'ai pleuré oui parce que c'était vraiment de l'émotion c'était vraiment loo xamante ni voilà luy dëgg la généralement les gens nous voient à la télé il y a des gens qui nous jugent yoo xamante ni peut-être xamuñu
am na ñoo xamante ne xam nañu am na ñoo xamante ñu ngi jéem a xam mais lu ñu war a mën a jàpp rek mooy que ne que on est une famille et qu'on le veuille ou non on est des gens qui s'aiment on s'aime et ça c'est une réalité te balaa nga koy xam ku ci nekk ci ñun am nekk ci ay jafe-jafe yoo leen xam ak yoo leen xamul donc ñëppay jàpp ci combat bi ba xale yëpp wàcc waaw ba xale yëpp wàcc message yi di dàqee ana Mamadou Ndiaye ni ma la bëggee wàcc ci seen ay taxi ak yooyu ñëw tu sais Mamadou Ndiaye quelquefois peut-être ça ne se voit pas au niveau de l'antenne mais généralement on se parle voilà dans la nuit mais en pleine nuit sama doom vous êtes très nocturne on se réconforte souvent. Je vous ai à l'œil, chérie. Donc je t'aime très très non fort. tuddati ma Maymuna force tranquille yaa ngi Maymuna dama la bëgg ba maa ngi lay jaawale ak nit ñi ku borom ne ko Maymuna ah. Maymuna aussi. Seydou Ba. yow ice in my eyes. wéeru ma ba damay wax sama wax. waaw ku ne mën naa wéeru. wane leen ko. waaw donc yal na jàmm yàgg donc voilà yàlla def 2020 bi ñu bañ ko dundati suñu àdduna ndaxte am nañu benn période bu nga xamante ni télétravail lañ doon def mais ci la ñu xam ne que ñun ndekete dañuy nammante actuellement on vient ku nekk yaa ngi yor sa taasu café di naan te ñun dañ doon guuxante café da ngay yor sa café yor ko Mamadou Ndiaye ne la may ma guux nga këf ko wala nga këf ko et ça nous manque réellement donc yàlla na 2020 jeex tey faxas jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ko indiloon ñu entamé nag 2021 avec beaucoup d'émissions beaucoup de santé beaucoup de perspectives mais aussi beaucoup de projets yu nekk ci kanam ñi nga xamante ni am nañ lu ñu bëgg ci seen biir xol bi yàlla defal leen ko mais surtout nag Pape Cheikh yàlla may ñu jàmm ñun ñëpp parce que jàmm ci la lépp xel en tout cas je vous aime tous autant que vous êtes. On t'aime aussi. Tous autant que vous êtes. Je vous aime. On t'aime aussi. Voilà, c'est vrai que ça se sent ci antenne bi toujours bu ñu dajaloowee di leen bégal yéen téléspectateurs yi ku wax feeñ. Voilà, mais on est là et lépp lu ñuy def dañuy bëgg muy jóge ci sunu ay xol di dugg seen ay biiri xol yéen ñi xëy di àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média ñu ngi jeexal 2020 di waaju dugg 2021 donc 2021 c'est dans quelques heures je rappelle que tey di ngeen am programme bu exceptionnel ci télévision Futur Média ba tey ci guddi waaye bu 31 bi neex ba ngeen fàtte ni Youssou Ndour ak Super Étoile ñu ngi waaj grand bal Youssou chez vous on sera à cheval entre RFM Médina ak fii ci télévision Futur Média Almadi ngeen dundu daanaka comme si yéen a ngi nekk en temps normal parce que nekkatuñu temps normal ñàkk nekk temps normal moo indi par exemple kenn du mën a dajaloo rassemblement yi dañu koy tere kenn mënatul dem baal yi heure bi daan na fekk ñu préparer grand bal ak Youssou Ndour ak Super Étoile mais heureusement que dinañu ko defal sunu ay kër tey ci guddi en direct lay doon ci télévision Futur Média ak it ci plateforme yi nga xam ne ni mooy ay plateforme yu Youssou Ndour muy compte yu mu am ci réseaux sociaux yi ak it ci plateforme yu groupe Futur Média muy compte yi nga xamante ni ñun am nañu ko ci réseaux sociaux yi 11h40 on va prendre beneen téléspectateur ci numéro de téléphone yi nga xam ne ni mooy affiché wu ci suufu écran bi je rappelle que bu ñu amee jot bu ñu amee temps bi dinañu jàllale anniversaire yi loolu ñoo leen ko tàmmal saa yu ñuy jeexal yeewu leen bi ñu dugal ay photo mais gis ngeen tey ni ñun ñëpp nekk ci plateau bi donc on n'aura pas assez de temps pour jàllale photo par photo message par message ça va être difficile puisque temps bi thème mu gaaw a jeex mais en tout cas tous les natifs de ce jour ñu ngi leen di souhaiter un bon anniversaire -5 ngeen nekk ay bébé de l'année par exemple Fallou Dieng 31 décembre le juddu on lui souhaite un bon anniversaire bébé de l'année laa ko tuddee il y a d'autres personnes qui sont nées comme tey 31 décembre